ba jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média dellusiwaat nañu ak yéen ni ñu koy defee guddi gu jot ci quartier général premier talk show fii ci Sénégal tey itam ñu fas yéene leen proposer beneen inédit wala hors série puisque chaque saison dañ ciy tànn ay yoo xamee ni hors série lañ ko tuddee di ci waxtaanee góor yàlla yi. tey nag ki ñu tànn di koo xamee ni kenn dootul naatable taxawaayam fii ci réew mi dajeem moom ak Cheikhul Khadim ci misaal jiitu na sax yu bëri ci àddina am na yuñ ci wax ci diine ji xam naa duma ci xuusagum naa ko bàyyeek borom xam-xam yi bu ko defee ca kanam Baye Ndiaga Diop bu yegsee daañu tàmbali waxtaan wi boobu nag ba tey yéen a ngi koy xaar ñu yegsi ci guddi gi daanaka sañ na ma ko woowee màggal puisque ñu nit ñoo ngi ko doon waaj Sénégal yëpp di ko waaj képp koo xamee ni rek bokk nga ci réew mi doon waaj li nga xamante ni moom la ñu nas fas yéene leen ko proposé ci télévision Futur Média en direct lay doon yi mënul ñàkk nag faaw mu am bokk na ci téléservice bi ñu njëkkee ak carte yi nga xamee ni guddi gu jot dañu leen koy baaxee bi ñuy njëkkee mooy li nga xamee ni moo tax ñu naan lu ay di jàmbat di Covid 19 bi ab mbas la moo xamee ni boobu ba tey mu ngi téye àddina ci loxoom bilan bu tey bi nag daanaka moom la ñu leen defal nii ci carte boo xamee ni disponible na depuis ce matin ci compte yi nga xamee ni am nañu ko ci réseaux sociaux yi donc tey alxames 7 mai Sénégal toll ci 92 cas astafurlah di lim boo xamee ni moom la ñu ministère de la santé et de l'action sociale baaxee tey jii ci bis bi am nañu fukk ak ñett yoo xamee ni ñoo ci faatu tey nag 51 cas contact la ñu am ak 8 cas communautaires diggante Pikine Yëmbal Touba Parcelles Assainies Grand Yoff Rufisque ak Mariste du ñu tàyyi mukk ci di sensibiliser respecter leen mesures yi nga xamante ni jóge na ci kër docteur muy yokku cet gi gàtt tànk takk masque yi nag c'est complémentaire bu leen foog ñu rek ku takk masque mucc nga ci tawat bi masque bi lu ci yokku la rek donc cet gi ak gàttal tànk bi maanaam toog leen seen kër bi mooy li nit ñëpp war def surtout que fii Sénégal ñoo ngi ci couvre-feu diggante 20h jàpp 6h du matin feebar bi nag bëccëg bi dafay dox bu doon akuk tawat la rek comme yeneen tawat yi amul problème mën nañu koo faj def ci ay ñaan waaye bii dafa ànd ak ay blocage yoo xamee ni laal na secteur yu bëri indi na ba indi bu ñu moytuwul crise économique loolee nag bu ñu ko bëggee éviter nanu respecter li nga xamante ni moo jógee ca kër docteur nekk ay conseils. ñu jàll peut-être ci xibaaru jaww ji njëkk leen woon carte Sénégal ak température yi c'est vrai que période bi dañu nekk ci période du tàngoor daanaka nawet mooy xeeñ et que bu dee da nga woor ba noppi nar a yendoo ak tàngoor loolee defe naa luy metti la budul woon ak mbas mi sax dañ leen di wax ngeen toog seen kër donc segam toog leen seen kër la ñu woote par rapport ak crise bi gën leen ko def par rapport ak température yi nga xam ne ni ñoo ngi koy am daanaka un peu partout à travers le Sénégal minimum yaa ngi nag Dakar dina yeewu suba ak température yu toll ci 21 degré minimum mu Saint-Louis mu ngi toll ci 19 degré ëllëg Podor 25 degré Matam 30 degré Tambacounda 28 Kédougou 26 degré Kolda 26 Ziguinchor 23 Kaolack 23 Diourbel 22 Linguère 23 donc yii mooy température yu gën yamamaay ñu tuddee ko ay minimal wala minimum loolu mooy li dëkk yi di yeewoo daanaka suba gi waaye nag bu ñu demee ba ci après midi bi fekk jant bi gën jóg daañu am ay pic yu xaw a doy waar thermomètre bi nar yéeg ba 45 jàpp 46 ba 47 degré boor yi fi nga xamante ni moo di Podor Matam ak dëkk bu ñu naan Linguère ba ci biir Sénégal daanaka ci gox yeeg gox-goxaan yooyu le daañu yendoog tàngoor wu tar 45 degré fi nga xamante ni moo di Diourbel 42 Kaolack Ziguinchor 38 Kolda 45 degré Tambacounda 44 degré Kédougou 43 degré Dakar 26 degré mooy maximum suba moo xaw tane et puis Saint-Louis 29 degré fi nga xamante ni moo di Ziguinchor dina xëyeeg dina yendu ak maximum yu nar toll ci 38 degré bu weesoo thermomètre bi mën nañu leen baaxee waxtu marée yi pour ñi nga xamante ni ñooy yëngu wala dëkk ci côté géej yëngu-yëngu ak tekkaaralu géej gi alors waxtu marée haute yaa ngi bu njëkk bi 9h30 bi ci topp météo nga ko prévoir exactement bu 21h48 jotee waxtu marée basse yaa ngi bu njëkk bi météo nga ko prévoir 3h11 du matin bi ci topp daañu ko am 15h35 ci après-midi bi.
jant bi dina xëy suba bu ñu xëddee ba noppi incha allah àjjuma bi bu 6h43 du matin jotee nara tëddi guddi gi exactement bu 19h29 jotee ñuy gërëm bu baax waa service national météo ñoom ñooñuy baaxee xibaar yi ci télévision Futur Média guddi gi ci première partie quartier général tey ñu leen di proposer inédit comme ni ñu koy defee ci chaque saison bu quartier général lii itam mën na leen a soxal ci guddi gi di waxtu julli yi bu dee fa ngeen dëkkee seenu jàkk wala juma du am nodd par rapport ak tere yi nga xamee ni ñoo ngi koy tere ci dajaloo yi ci bërëbu jaamukaayu yàlla yi lii mën ngeen cee sukkandiku def ko alarme peut-être ëllëg fajar gi jullee mu ngi toll ci 5h29 tisbaar daañ ko julli incha allah 13h07 takkusaan julleem ëllëg mu ngi toll ci 16h19 timis 19h33 gée 20h40 ñu jàll ci waxtu naafila yi tey nag comme guddi gu jot dañu koy baaxee ustaas yi dañuy fekk ustaas Mamor mi ngi ci beneen plateau bi déjà foofee la ñuy waaj a recevoir ki nga xamante ni mooy Baye Ndiaga yaa ustaas ñu ngi lay nuyu di la ziar ndokkeel jox la sa wàccuwaay le temps ngay installé wu ci beneen studio bi ñu fàttaliwaat mbokk yi itam ni yi ñu leen di baaxee ci ay ndimbal ku dugg léegi di nga ci am tey dañuy teel a ubbi téléphone yi dafa nag nar a doon ndimbal ak addiye Cheikh Ibra addiye yaa ngi tege ndimbal yaa ngi tege bernde yi sax yegg si na fii ci plateau bi et xam naa ni faal yëpp jóg nañu tey fas yéene àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média donc tey dina mel ni màggalug Sidi Ibrahim waxtaan wi nag ca kanam la ñu koy tàmbali mais d'abord ñu ziar bu baax Oustaz Mamor bu rajo Futur Média guddi gi ñuy am mbégte lool di ko déglu di ko seetaan itam ci télévision Futur Média ni daaw tey itam mu del si ci bis bu exceptionnel bi lee nga xamee ni moom la ñu leen nar a proposé en direct ci télévision Futur Média yaa Oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar et puis jox la sa wàccuwaay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ñi ngi dellu di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dellu di sant Sayxul Xadim di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Pape Cheikh ñi ngi lay nuyu di la fay nuyoo di nuyu itam mbooleem mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci télévision Futur Média di leen ndokkeel bu baax it ci weer wu tedd wi nga xam ne moom la ñu nekk mu di sahru ramadan al mubarak di weer wi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne fukk yu njëkk yi njëggal la fukk yi ci topp fukk yi njëkk yi yërmande la fukk yi ci topp njëggal la fukk yu mujj yi gore la ci sawara kon nag ñu toll ci fukk yi nga xam ne yërmande yi suñu borom la te suñu borom nee na inna rahmatallahi xaribun minal muhsinina nee na sama yërmande jege ne ñi nga xam ne ay way rafetal lañu ñu di ci sàkk itam ay julli yu am solo yoo xam ne position bi mu taxawee ci diine l'islam du farata du sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam daan na ko digle waaye dafa am lu ñuy tuddee farata am lu ñuy tuddee sunna am lu ñuy tuddee nawaafil mooy li nga xam ne ndolleen la boo ko bëggee jàngat ci tubaab da nga naan bénéfice bu dee ci wolof nga ne ndolleen loolu mooy nawaafil léegi nag kon guddi gu jot mu am nombre de raka boo xam ne moom la ñuy def am itam bénéfice yu am solo yoo xam ne moom lañ ca diggee muy lu am solo waaye jullit bi la muy def na ko def rek te yàlla tax yéene ci yéene ju sell ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na yéene yëpp mi ngi takku ci jëf yi innamal ahmalu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa léegi nag kon wax waaye il faut que nit ki xam ni intérêt la sama intérêt la man su ma defee naafila yi ngeen di wax sama intérêt personnel la maanaam sama njëriñ la man maa ciy gagné sama bonus la dëgg la Pape Cheikh loolu alxuraan daf ñu ko wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ñu ko koor sax yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañuy woor leen ndax ngeen wér mu mel ne kon nit ki bu fekkee buy woor it na woor ndax mu wér na woor ngir mu am ngërëmul yàlla jullil ndax yàlla yërëm la defal lu baax ndax nga tàbbi aljana baaxal ndax nga mucc kon dafay mel ni nit ki lépp lu muy def intérêt la wax nga dëgg yàlla amul del na loo xam ne lu muy jariñoo ca li ñuy def maanaam suñu borom amul intérêt ci julli gi ñu koy defal jaamu yàlla gi ñuy def sarax bi ñuy saraxe joxe gi ñuy joxe ay ñam yàlla amu ci intérêt lu ci nekk ñun suñu intérêt bopp la léegi nag kon bu fekkee weeru koor ak nawaafil yi nga xam ne moom la ñuy def dañ koy def ngir ñu dollandikoo waaye nag nit ki la muy def dañ ko wax ne ko na nga koy def te yàlla tax
mooy yéene ji na sell ne suñu borom subhanahu wa taala moom rek moo tax ngay jëf kon loolu yi nañ ci bàyyi xel léegi moo tax kon nawaafil yi guddik tey gi jàpp nañu mooy guddik fukkeel gi ak ñeent parce que tey mooy 13e jour ci weeru koor gi kon guddik fukkeel gi ak ñeent muy 14e nuit naafile gi ñeenti rakkaxa la ñeenti rakkaxa muy ñaari sëlmal rakkaxa bu ci nekk ginnaaw fatiha nga jàng ci ayatul kursi yi ba aaya ba jeex nga jàng ko benn yoon teg ca sóoratul xadri ba saar wa jeex fukki yoon ak ñaar mu di 12 fois ma baamtuwaatal leen ko guddik fukkeel gi ak ñeent di tey naafile gi ñeenti rakkaxa la di ñaari sëlmal rakkaxa bu ci nekk ginnaaw fatiha ayatul kursi yi ba mu jeex sóoratul xadri ba saar wa jeex fukki yoon ak ñaar mu di 12 fois mu ne bu sëlmalee day balaa jógee fa mu doon defee ak julleem dees na ko jéggal bàkkaaram yu njëkk ak bàkkaaram yu mujj dees na ko bindal itam tiyaabay juróom fukki nit ci way dëggal yi ak tiyaabay juróom-ñaar fukki nit ci ñi dee ci jihaad mooy ñi àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon xeex ba faatu ba des ci toor yi xare yi wa ilaa ñu dundaat waaye ñi nga xam ne daal dañu doon jihaad dana am tiyaaba ju ñuy toll te balaa faatu itam balaa génn adduna dana mos lu bokk ci meññitum aljanna te dees na ko ramuloo juróom-ñaar fukki nit ñoo xam ne dañoo waroon a tàbbi sawara loolu baax na de 70 personnes yoo xam ne dañoo waroon a dugg sawara loolu baax na de yàlla dana ko ràmm ci barkeb julli gii nga xam ne moom la def kon yaakaar naa ne am na solo te genn julli la ñeenti rakkaxa la ayatul kursi yu ak suratul xadri yaakaar naa loolu sax dafay doon gëneel ndax ku ne xam ne ne laylatul xadar di guddi gi nga xam ne moo gën junniy weer juróom-ñett fukki at ak ñeent ki ko jaamu yàlla ki màggal guddi gi laylatul xadar moo ko ëpp tiyaaba macha allah kon yaakaar naa ne am na solo naafila gaangoog li nga xam ne itam moom dañ ci diggee ñu tibbee ko nag ci njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ Suhaybu ibnu Xaadim Rasul jottali ñu ko mag ñu baax ñëpp itam dëppoo ci mooy naafile gi nga xam ne rek bis bu seen moom lañ fiy joxe yàlla nañu yàlla nangul suñuy julli nangul ñu suñuy koor ak mboolem suñuy jaamu yàlla yëpp ci barkeb Seyxul Xadim kon ñu delloo la kàddu gi ñu dem ba ci kanam ñu dellu siwaat wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf yaa Oustaz kontaan nañu moo tax boo dee wax ci télé bi wala sax ñu lay déglu guddi gi bu ñu ndogoo ba noppi ci RFM fan yaa ngi télétravail yenn saa yi ma tooñ la ne mais Oustaz daa silvissé mu ngi télétravail ay invité am dañuy toog seeni kër mais macha allah ñuy bégal tey digle di joxe yu am solo pour sénégalais yi nga xam ne ñooy àndandoog ñun moo xam ci rajo bi RFM wala sax ci télévision Futurs Médias daañu dellu siwaat ak yow bu ca kanamee foofee nga toogee fekk ñu dalal ki nga xamante ni mooy Baye Ndiaga Diop waxtaan wu am solo ñu fas yéene koo jagleel Cheikh Ibra tey ñëpp Fall El Hadj Mbaye Garmé ngi fi Mamadou Ndiaye ngi fi Dieynaba Seydou Batal Bessel équipe yëpp àndandoo ñu fas yéene leen gunge en direct ci télévision Futurs Médias fàttaliwaat leen ni balaa xat mën nañu leen baaxee li nga xamante ni moo jëm ci ndimbal yi ñuy séddale ci 88 628 22 22 88 628 04 05 ak 88 628 65 65 voilà ay numéro téléphone yoo xam ne ñu ngi affiché wu benn par benn ci suufu écran bi ku dugg rek di nga am sa wàll ci li ñuy séddale ñun nag am na nuy bernde yu jógee ci ñoo xam ne ni ay dof Fall laa leen tuddee bokk na ci Fatou Kiné Ndour bokk na ci tubaarkàlla ci ñoo xamee ni sunu borom baaxee na leen wax dëgg yàlla ñu baax lool te bëri yërmande ñoom ñëpp tey ci guddi gi nga xam ne guddi Cheikh Ibra la dara nag du doy laataa ñuy xuus ci yooyu yëpp ba di leen baaxee itam sujet yi nga xam ne préparé nañu leen ko mën nañu dem ci beneen studio bi fekk fa El Hadj Lamine Samba ni guddi gu jot yenn saa yi nga xëy karmat ba doo gis yéene kaay yi revue de presse ak revue des titres waaye ci première partie quartier général bi itam dañu leen baaxee dañu leen di baaxee yéene kaay yi bu ko defee dara du leen mën raw ci wàllu actualité El Hadj Lamine Samba ñu ngi lay nuyu Fall di la ziar ndokkeel la joxati la sa wàccuwaay amati mbégte lool ci sa teewaay bi ci quartier général bi. wax nga dëgg boo nee Fall rek dëgg la ndax tey Pape Cheikh ñu ngi nuyu ñu nekk ci réew mi ak ci bitim réew. ndax ñi nga xamante ni dañoo bëgg a doon murit mbaa ak ay Baay Fall xam nañu ni bu dul woon Cheikh Fall Bamba réer ñu ñibbi ndax bu dul woon Cheikh Fall su jóot du am. raam du am sukk jébbalu du am dañu ne takk ndigg dégg ndigal. waaw takk ndigg dégg ndigal. waaw moo tax tey bés la ci biir bés yi. moo bés yëpp neex na. waaye li tax soroor yi bari doon juróom. benn bi tudd Lamp Fall am na lu tax. tey boo wootee Lamp tey nga xam ni saxayaay moo mag nji mu bees. tey nga xam ni kenn du Cheikh Fall. macha allah maa la wax loolu Pape Cheikh. macha allah. acca ñu tàmbali revue de presse bi. ayca Pape problème am na de. lu xew. waaw l'observateur nee na. junni milliards yi nga xam ni moom lañ jiitu réew mi joxe.
gars yi pour séddee ko problème la de. ci diggante patronat bi. ñun ñii ëttu tasukaayu xabaar yi. aada ak cosaan yi. hôtel yi dem bi ak dikk gi. ak jàngalekat yi. ñoom ñi ngi xëccoo seen biir de bëgg koo def séddale bukki. bii bukki bii njuur bii sàmba bii ki ndeyam dee. kenn ku ci nekk nag ak la nga bëgg ñu cër la ko. man nag bu doon sama sago. dañ koy def rek tuba yi paate képp ca boole. xam nga mooy lan. mooy ëttu tasukaayu xabaar yi ñu jox leen lépp. junni milliards yi xoolal wax ji fin. ci koppar yi. waaw Pape am na ñoo xamante ne nii ay miraculé lañ leen tuddee. léegi naa Birane moom daa teel a delloo chèque bi. waaw ñun de bu ñu joxoon junni milliards yi moom ñu jël. ak bëri jom. waaw Ndoura Wali Mbargane noonu la mais Pape. am na tam beneen problème bu am. mooy ñi nga xamante ne nii dañoo rëcc ci jàngoro ji. macha allah coronavirus daf leen dal. l'observateur dem dénicher leen waxtaan ak ñoom. kii Ibrahima lay wuyoo. 42 ans la am. nee na dafa daanu ci yoonu l'hôpital bi. bon dafa yaakaaroon ni moom c'est fini. Alla Ndiaye moom am na ñeent fukki at ak juróom-ñaar. nee na moom miraculé la moom jàppoon na ni faatu woon na yàllaaw ba noppi. Jaba Ndiaye 50 ans. mu ne dafa laaj moom ba léegi fan la jëlee lii ak lii nan la def ba muñ ko. Fallou moom 35 ans la am. nee na bi yaayam yëgee ni dafa am coronavirus. yaay ja daa xëm. waaw libération ne macabre ba foo ko déggee rek mooy wuré ba dem na kër nga waxum ak dem na ndañ taali. bàgg war na mbaam. mu ne ñaari nit ñoo génn àdduna altine. kii 6h30 du matin kii 23h30 la génn àdduna loolu la nu journal bi wax waaye am na beneen journal boo xamante ni nag dafa mel ni Pape dafay tontu ki nga xamante ni nii moom mooy libération populaire yéenekaay nee na fukkeelu nit bi ak ñaar bi génn àdduna Pape fanweeri at ak juróom ñaar la am Éric Agbo lay wuyoo Éric Agbo Pape li mu ëmboon ci feebar moo bari waaw li mu ëmboon ci feebar moo bari mu mujj génn àdduna mooy ki gën a tuuti te génn àdduna Mansour Faye moom ak kii di Abdoulaye Diouf Sarr Walf Quotidien nee na ñoom dugg nañu ci rapitu Samba Lawbe dinañ wàcc de waaye duñu wàcc fi leen neex ndax dañoo jàpp ni am na luy ñuul ci njëndum ceeb baak nañu ko doon jëndee équipement yaak ñoom seen loolu lañu populaire yéenekaay xëy fësal le témoin moom it dikk ak ñun ci exception bi nga xamante ne ni am na muy waa ji nga xamante ne ni dafa génn àdduna te doon xale bu ndaw L'As Quotidien dikk ak ñun ne bérébu fajukaay yi moom léegi waaw la fa am doy na waar ndax téeméeri nit ak ñeent am nañu doomu jàngoro ji ñett génn nañ ci àdduna ci loo xamante ne nii matul ñaari fan bu ñu jógee foofu Pape dañuy dal ci tàggat yaram dikk ak ñun ci ndeysaan fàttaliku Jules François Bocandé bu équipe nationale bu Sénégal mu ne juróom-ñaari fan ci weeru mai 2012 la génneen àdduna tey mooy juróom-ñaari fan ci weeru mai atum 2020 juróom-ñetti at a ngi nii bi Jules François Bocandé génne àdduna ba tey record yéenekaay dikk ak ñun daal ne Jules François Bocandé mi ngi ci biir xol yi te dootu ci jógeeti illaa yow mi diini abadan Pape xam nga mbër mi nga xamante ni fayeeku na ba mu noppi te bëriwul xam nga nu muy wuyoo Ama Baldé gars yi day nañu dafa encaissé woon avance su Modou Lo bi mu encaissé avance su Modou Lo ñu avance ko lu toll ci juróom fukki millions loolu suñu làmb wax suñu làmb nee na ba ñu ko avancé juróom fukki millions yi mu encaissé xaalis ba lekk ko Covid 19 bi jaar fa ba tey moom bëreegul Pape ndekete benn lay pàkk la Pape Cheikh yow laay waxal de. maa ngi lay dégg la ma ne ndekete benn lay pàkk la. li ma nekk yëpp waaw. xam nga dafa semaine bii passé dañ fi waxoon soxna ci soode jëkkëram tàngal diwlin bàyyi ba jëkkër ji di julli. mu këpp ko diwlin ji. subhanallah. tey nag source A dem na ko seeti. soxla si mi ngi tudd SM Diallo. ba ko police laajee xam nga lu mu leen wax. daf leen ne. sama jëkkër bés bu yàlla sàkk. da doon jël buntu bi di ko loke di ko tëj bañ ma génn. ma bàyyi ba muy nelaw. ndax sama jëkkër daf ma xuppoon ne daf may rey. ma bañ mu rey ma bàyyi ba muy julli ma këpp ko te lam ko këpp nee na xam nga lan. amoon na pombiteer amoon na soble amoon na kirimasi lépp a ngi woon ci biir mu këpp ko ba noppi nag wax enquêteurs yi ne leen jamono jii ñuy wax ak yéen ci li gën a garaaw li sama jëkkër def mooy daf maa màtt daf ma màtt ci digg ginnaaw màtt daal di ko ubbi wan ko policier yi moo ko tooñ màtt ci digg ginnaaw man de Pape am na lu ma màtt tey lu muy màtt loo màtt waaw am na lu ma màtt tey te maa garmi mii ñoo àndoon
laaj ma lu mu. tuuma juddu na. laaj ma lu mu. lu mu. sama ñaari goro yi kenn ki nday faatu saan bu gudd fan. waaw kenn ki nday mbay. dama leen màttee suukaru koor gu duun. très bien. dégg nga li ma la wax dégg naa. màttee suukaru koor gu duun boole ci xaalis ginaar ak loolu ak loolu. yaakaar naa ni góor dëgg. warata jël bëñam yi di ci màtt jigéen. li ñu ko war a def mooy teral ko. très bien. am déet. noonu la de. Pape maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax kontaan naa de. di la wax ni ki fi jaaroon moo fi jaaraat rek. mais Pape loxo bii dama koo xàmmee loxo ba ca yow. kati création la. waaw kati la de. maa la wax loolu maa xàmmee bii loxo. kati création loxo bii sa loxo boobu loxo kati création la. dëgg la xanaa xamoo ni loxo kati création moo jur Mame Diarra Fashion. très bien. kati création maak moom 2012 ba tey. jërëjëf. tey mu solol la Mame Diarra Fashion solol ma. très bien kon ku bëgg lii da ngay dem ci Mame Diarra Fashion 77 510 08 09. rafet na 77 510 08 09. mooy numéro téléphone Mame Diarra Fashion. jërëjëf Pape nuyul ma sa papa. waaw Moustapha Ka fële ca Yëmbal. nit ku baax suma baay la. waaw sa baay bi. ku bëri valeur. waaw te tamit tey Habib Niang toj na Géejawaay. mais buuba na ne li ngeen waxante woon nag. sotti na. sotti na ma ne. Habib Niang toj na tey Géejawaay. Habib Niang waaw loolu mooy. képp ku fa nekk di jigéen bay góor. jox na la ceeb. ñii diwlin. ñii suukar ñii saabu ñii meew. nit ku baax borom ànd suqali Sénégal kenn très bien jërëjëf El Hadj Lamine mais Pape des na. waaw dañu am dëj. ñun waa làmb. ku demati. waaw ñun waa làmb. suñu roi des arènes baayam moo génn àdduna. muy Modou Lo. ci yàlla papaam moo génn àdduna. ñu koy jaale Modou Lo. ndax génn na ci circonstance bu difficile. loolu na xam naa li ci des dama koy bàyyi ak Mamadou Mbaye Garmi. mu eggale ko jaale askanu làmb yëpp. ndax Modou Lo bu ñàkkee waajuram bu góor. ñun ñii ñëpp ñun ñoo ñàkk kon xarañ. ñu lay ñaanal sa baay boobu yàlla ko yàlla xare àjjana. allahumma amiin mooy foofu suuf ci kawam jéggal ko ay baakaram. allahumma amiin Pape xam naa ni ba leen di incha allah. El Hadj ñu ngi lay gërëm. jàmm xéwal na ko yàlla tuur ci askan. jërëjëf kontaan nañu. jërëjëf El Hadj Lamine Samba ñu ngi koy gërëm bu baax ci yéene kaay yeeg noonee mu ñu ko faram fàccelee ci guddi gi tey ci télévision Futur Média El Hadj Mbaye Gar mi ñu ngi lay nuyu fàttaliwaat leen ni mën ngeen woote léegi dès à présent balaa xat ñu jox leen addiya jox leen ndimbal jox leen itam ay pañe yoo xam ne ni def na dund def na ceeb def na tàndarma def na diwlin def na meew def na soble yooyu yëpp dañ leen koy baaxee da ngeen di toog seen kër ñu jox ko rapidos mu indi leen ko ak fu ngeen mënti dëkk ci Sénégal teg ci itam ay enveloppe yoo xamante ni bu ne def na ñaar fukki junni loolu moom ay addiya Cheikh Ibra la nar doon tey ci télévision Futur Média El Hadj ñu ngi lay nuyu di la ziar fi la min daanelee lay tàmbalee sama nuyook yow di génnuk àddina waajur bu góor bu Modou Lo waaye itam tey maa ngi toon démb Assane naan ko ñun de li ma jaaxal mooy fan ni yàlla yaramam dafa tàng ndax saa yu ñu xëyee amub dëj Merry Beye Diouf Merry Beye mi fi nekk démb waajuram bu góor itam moo génn àddina Merry Beye di animatrice chroniqueuse fii ci télévision Futur Média di ay nouvelles yoo xam ne ni actuellement mu ngi ñuy dal di ay mbetteel yu xaw a triste te yàgg naa dégg ci yow ni nga ni de moom bu diiree rek jam jërëjëf Baye Cheikh asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ak di ñu déglu ñoo ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk di la jox sa wàccuwaay di am mbégte ak contentement fekkee guddi gii nga xam ne nii moom la ñu jagleel sunu sang bu tedd bi maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babul Mouridina nga xam ne tubaarkàlla ci kiinu tàbbi Baye Cheikh addina yépp ñoo koy taataan di ko xaar wallaahi macha allah ci réew mi ak ci bitim réew amul tey kenn koo xam ne kile da nga bokk ci askanu mag woowu nga xam ne nii mooy Baye Fall nga xam ne tubaarkàlla su maam Xaadimu Rasuul waxee dara ci suba ci fajar ci lañ koy def te toogoo nag jàkkaarloo ak télévision bi lay kon tey bés bi tey day bés bu mag ndokkeel nag bu baax sargal bu baax sama jarbaat yu baax yi ma bokkal plateau bi maa ngi nuyu bu baax beset ko ndokkeel di ndokkeel bu du njaay papa bale di ziar tamit bu baax ajaratu jëy na ba Seydou Ba di ko jox wàcc waayam bu baax a baax Baye Cheikh di la wax ne réew mii tey nu nekk war nañu dolli ñaan yi suñu xëyee saa yu nu xëyee dinañu dégg loo xam ne lii loxo dee jëm ci gémmiñ te du yóbbaale tibb tey rek moom la ñu yendoo sunu benn soppe bu ñu naan Azo Thiam ku dëkk ca Amérique xam nga moom la askan wi yépp ñàkk tey ci yàlla ci koo xam ne ki lay Baye Cheikh ci ñi taataan te dimbali njabootam ba ci ñu bari ñoo xam ne ñi le tey ña ngay wuyoo ca Amérique yàlla ak bakkanam moo tax mu dal mairie ñi nga xam ne moo noo bokk fanaan fii bërki biig wallaay tubaarkàlla ñu ne ndax déet mu dal tamit ki nga xam ne kii mooy bàyyi Mamadou Lo ñëpp di ko xariñ loo
gaydeel mu baax moom nga xam ne bi mu agsee ci làmb ji daf ko yokkay wàññi ko ma di ko jaalee nag góor a Penda Gueye ndax dafa am benn foo xam ne fii bawol bool yi ñoo ko nekk daf ca am cër bu rëy su ma ko jaalee góor a Penda Gueye mel na ne jaal naa nag waa pàkk boobu yépp di ko jaal nag mondu làmb Mamadou Lo bàyyam boobule bàyyi Cheikh ci bàyyi am jom te nangoo liggéey ci la bokk am na doom yoo xam duñu xaar bàyyi yoo xam duñu xaaru doom ci dara déedéet bàyyi boobu nag ci la bokk wallaahi moomu doom yi maa dégg ndeyam di ma dégg ci bàyyi yu am valeur yi te nangoo liggéey di jóg fajar di taataan di liggéey di daan dooleem xaarul kenn kooku tey moom la Mamadou Lo ñàkk ñu ko jaal di ko jaal daal monde lam bi yëpp di wax ne daal bàyyi Cheikh xanaa delloo la kaddu gi rek di la wax ne daal dëgg ci kanam tuuti di nga tàbbi ci loo xam ne lii addina yëpp dinañ xam ne dal nga ci maam Cheikh Ibrahima Fall lambaay muridina voilà góor gee toll noonu góor yàlla yëpp la ñuy waxtaane nag fii mooy quartier général defe naa li may faral di wax ni télévision Futurs Médias télé privé la waaye dañu am mission wu service public barki démb waxtaane nañu ki nga xam ne ni moo di Sidna Limaamu ñu teg ci ay fan waxtaane ki nga xam ne ni mooy Serigne Abbas Sall ñu tegaat ci ay fan fas yéene waxtaane góor yàlla bile Fall Sidi Ibrahim daañ ci tegaat itam ay fan waxtaane itam yeneen i góor yàlla yoo xame ni li may faral di wax ni sunu borom daf nu segereel ba baaxee ñu ñoo xame ni defe naa bu ñu góorgóorloo rek dinañu mën a évoluer comme il faut ba duñu am benn problème ki ñu nar a waxtaane nag moom defe naa xajul sax ci quartier général waaye daañu jéem rek ni ñu koy defee at bu jot tout au long de cette soirée donc ñu ngi jaalewaat ki xamante ni moo di Merry Beye Diouf animatrice fii ci télévision Futurs Médias di ko jaal suma mag Papa Balla Diallo ndax wayjur bu góor bu Merry Beye daanaka conseiller am la woon di Alaaji Assane Beye baayu Merry donc Papa Balla ñu ngi la koy jaal yow itam ndax kookee sa conseiller la woon limite sa papa la woon ñu jël defe naa téléspectateurs yi permettre ngeen installé wu ñu tàmbali d'abord ak sujet yi ñu leen di préparer comme tous les jours daañu waxtaane dëkkuwaay ak Dieynaba Seydou Batal mënul ñàkk ajotee waatra kor imam moom it ma ngay wàcc ginnaaw maa ngi seen itam Fatou Kiné Dem moom it wàcc na yu am solo xam nga fan yi ñoo ngi waxtaane garab ga jógee Madagascar te président commande ci barki dem Modou Ndiaye dañu woon arrivé ba may tooñ naan Baba Galle ari loolee nag mu ngi jóge ci ñax mi garab wolof la nu ko tuddee ñun fii ci Sénégal tubaab tuddee ko plante médicinale alors am na gëstu bu am solo boo xamee ni Fatou Kiné Dem def na ko ci daañ ci waxtaan ba ca kanamee fekk mu yegg si ci plateau bi dinañu dem itam ca boori Njaareem ànd fa ak Bessel ci carnet de voyage yi waaye tey daf nuy wonale ak fi nga xam ne ni moo di kër gu mag foofee waroon fay dem daanaka tout le temps di visite comme ni tubaab yi di demee ci seeni musée mais fàttaliwaat leen ni am ngeen possibilité en plus de seetaan télé bi ci télé mën ngeen ko seetaan YouTube Facebook Twitter Instagram voilà donc média yu bees yooyu le Mamadou Ndiaye yaa ñu leen di toppal te ñoom it boobu ba tey ñoo ngi ci waajtaayu guddi gi tey nga xamee ni sunu mbokku taalibe yëpp dañu organiser wu def seen i page Facebook def seen i daje tey akuk màggal la en tout cas diggante Facebook ak Instagram ba Twitter hashtag bi Cheikh Ibrahima Fall la. Cheikh Ibrahima Fall déjà Pape Cheikh gannaaw moom la nuyoo nuyu ñi ñu bokkal plateau bi jiite ci nuyoo bi El Hadji Mamadou Mbaye Garmi di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi ak surtout sama mbokku internautes yi réaction yi commencé na depuis bi ñu annoncé ni tey dañu fas yéene waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina déjà hashtag bi commencé na ak QGTFM 2020 wala hashtag bi maam Cheikh Ibrahima Fall mën nañu ko def tey ñu ngi leen di fas yéene suivre ci réseaux sociaux yi que ça soit mu nekk Facebook Twitter ak Instagram ci plateforme groupe Futurs Médias yëpp wala www.igfm.sn réaction yi ñu ngi koy xaar ci kanam léegi dinañ dem ci ginnaaw jëli réaction yi partagé ko ak yéen surtout waxtaan bu am solo incha allah bi ñu fi fas yéene def ak kilifa yi nga xam ni moom lañ invité ak kilifa ñi nga xamante ni borom xam-xam lañu ñu fas yéene partagé xam-xam yi toujours comme ni ñu koy waxee rek ndaw ñi dañu war a gën a mën a jàng ci nit ñu baax ñi nga xam ne Sénégal meññi na leen gannaaw loolu Pape Cheikh ñu jaare fi rek remercier ñu baax suñu partenaires yi ñu jar a remercier la ñu ñoom ñi nga xam ne ñoo jox confiance ñii di quartier général wala groupe Futurs Médias ci ñu ciy jiite di waa Orange nga xamante ni restez chez vous la wax jot sa suukaru koor chaque semaine ak Orange bi nga xamante ni dina la permettre 1000 francs nga tenté gagné maanaam bi nga xamante ni mooy peñe ndogu offert chaque semaine ci weeru Ramadan bi yëpp leneen li ñu ci mën a jàpp Illimix bu 1000 francs boobu am nga ci droit en 24 heures ay appel Illimix ak li nga xamante ni ay 500 MO d'internet surtout aussi mën nga ko gagné mën nga ko am ci dièse 144 dièse wala dièse 250 dièse Orange jagleel
ay clients am lu am solo ci loo xamante ni day jàppale nit ñi ñu toog seen kër di suivre li nga xamante mooy quartier général en temps réel ci suñu plateforme yëpp ci réseaux sociaux yi ñu jaaree fa aussi remercier ñii di waa Les Kanja TQG Touba Quincaillerie Générale NMA mi nga xamante ni mooy def pâte pastami yi Sow Ardo Savon La Main Delia et la gamme Jadida sant yàlla boutique Prestige Déco chez Katia ak OCIO bi nga xamante ni ndox mu am solo la Pape Cheikh. mu ngoog donc loolu moo jëm ci partenaires yi nga xamante ni ñoom la ñu àndal ci quartier général premier talk show fii ci Sénégal xanaa rek balaa ñuy yaatal tasaare waxtaan wi ñu tàmbali séddale nag ndimbal yi élage ci téléphone yi 88 628. waaw day gaaw de dëgg la de sama papa daan na wax naan xam nga sportif la. waaw paa bu dee la léegi sax waaye daan na wax naan bal day gaaw waa ji gaaw sama papa dafa neex. daan na wax naan bal day gaaw waa ji gaaw waaw bal day gaaw waa ji gaaw ginnaaw bal nag day gaaw waa ji gaaw ku dugg léegi nii waa ji dina gaaw jox la akuk teranga ndimbal wala addiya seera Fall waaw kay Fall allo. allo waaw. kooku. salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. kookan la. man la Ndeye. Ndeye na nga def Ndeye nan nga tudd. Ndeye Binta. Ndeye Binta la wooyee Mboro. yaa ngi wootee Mboro ci waa Mboro yi ñoo am sans sub dugg macha allah fan ci Mboro nga dëkkee. ma ni fan ci Mboro nga dëkk te nga bàyyi ree ji dàqoo ma ko. Daaru Xuddoos la dëkkee. ah Daaru Xuddoos nga dëkkee. waaw. très bien ma dimbalee la dund bi jox la ko en dund en nature ceeb ak diwli nag sobleeg ñoom seen wala ma def ko xaalis. def ko xaalis rek. ma def ko xaalis jeena def naa ko 100 000. def naa ko ñaar fukki junni. ah jërëjëf waay. jeena nga jox ko sa yaay nag nga dimbalee ko ci dégg nga. waaw. waa kay Ndeye ne quitte pas comme ça ñu jël la ci ginnaaw mën a xool naka ngay def ba jot ci sa ñaar fukki junni yooyu su ma ci tegoon pañe nag du jar ngay déplacé wu ndax rapidos mooy ñëw ba fi nga xamee ni moo di Mboro donc 88 628 65 65 88 628 72 86 88 628 72 86 noonu ma joxaat beneen téléspectateur allo. allo. allo allo. allo. kooku. allo. waaw ma ni kooku. Pape Wade. Pape Wade na nga def. sant yàlla bu baax a baax. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax a baax. nu ngeen def ak mbas mi Pape Wade. waaw Pape ñu ngi sant yàlla bu baax a baax rek. topp ci kawam di ko def. yéen a ngi moytu di protéger wu di takk masque yi di set di yokk di protéger mag ñi ak xale yi mbaa. waaw waaw Pape jël nañ jumtukaay yëpp ñu ngi raxasu sol masque yi waaw lépp daal ñu ngi koy def. jeena kontaan naa ci loolu loo bëgg ma defal la ma jox la àddiya ndimbal wala lu def dundu. waaw waaw Pape man de bëgg naa xaalis moom vraiment. ba nga xaalis vraiment looy doyee xaalis. waaw xaalis xam nga rek tey temps yi moom ni dëkk bi doxee nii rek. waaw dëkk bi dafa metti de xanaa sa liggéey doxatul noonu. non Pape liggéey bi doxatul mais ñu ngi sant bu baax a baax. wallaay yàlla baax na kon xaaral ma dimbalee la benn enveloppe bu def ñaar fukki junni rek. waaw Pape kontaan naa si yow de. non maa gën a bëgg ci yéen. yéen waa groupe Futurs Médias daal kontaan nañ ci yéen. jërëjëf gis nañu cofeel gi ci ñun kontaan nañu. waaw kontaan nañ bu baax a baax. voilà yàlla bu ñu décevoirante. amiin waay mën naa laa jox kii bi nga koy dugal numéro bi nga koy dugal. jeex na ne quitte pas boo ko joxee ci kaw tem am ay saay-saay yu la woo de ñoom Mor Xanma ne quitte pas ñu jël la ci ginnaaw yooyu yëpp ay secret la lii nii ñoom Diouf Sarr amee secret médical ñun tamit noonu la ñu amee secret de téléphone parce que jamono neexut te yenn saa yi xaw a raxu ku dugg rek ñu jox ko tey moom du ñu yàggal dara lii bëggoon naa ngeen jëlal ma ko arrivé Baye Ndiaga Diop maa ngi koy seen ci beneen studio bi muy yegsi si c'est moom Cheikhul Khadim mu ngi koy accueillir ak ustaas yi foofee ca ginnaaw donc Baye Ndiaga yegsi moom la ñu fas yéene àndal tey ci guddi gi nga xamante ni moom la ñu jagleel Cheikh Ibrahima Fall bernde yi itam yegsi jógee ci sunu mbokku taalibe ñu leen ci gërëm bu baax yàlla na sunu borom yàggal seen taxawaay yéen itam ak fu ngeen mën ci nekk ci àddina fii ba France
ñu ngi leen di ziar bu baax gërëm leen ci ni ngeen taamoo programme yu télévision Futur Média première télé fii ci Sénégal kon ma bàyyi équipe yi installé bu baax Baye Ndiaga ñu doog ko fekk foofee mu toogee Adjata Awa Traoré ñu ngi lay nuyu di la ziar jox la sa wàccuwaay ndokkeel la bëggati ci teewaay bi Fall parce que tey ku dugg rek Fall laa la santale. ci barke Cheikh Ibra Fall. macha allah Fall macha allah. jërëjëf Papa Cheikh Diallo bànneex la saa su ne ci ñun ñu ñëw jàkkaarloo ko yow di nuyu bu baax a baax soxna si dem nga xam ne ñoo taxawoon ne di waxtaan. nuyu bu baax sama soppe bii ma jàkkaarloo muy Garmi macha allah démb rek lay tooñ Mourad. mu def ko statut ma ne ko waaw def nga statut nit ku sincère. di kontaan ci sama sœur Dieynaba Seydou Ba la Jolie. kontaan itam ci Ajaratu Bessel Bass sama rakki bopp. nuyu bu baax a baax suñu mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun. Mamadou Ndiaye Bale moom itam ñu ngi koy wax si gindigale noonu la ñuy jàllee sànq ñi ngeen jàlle yépp macha allah. képp ko xam ne mi ngi nekk ci tiis rek. ñu ngi sukk ci wetam di ko nemmeeku di ko ziyaara. jëkkale nag nuyoo bi ci sunu ay wayjur nuyu itam kilifa diine yi kilifa aada yi ñi nga xam ne jamono ji itam ñoo nekk di liggéey ci wàllu mbas mi macha allah. képp koo xam ne rek yaa ngi ci Sénégal gii nekk fi kilifa itam macha allah ba nga xam ne saa su ne rek lii nga xam ne xew na ci jamono yaa ngi ciy dugal sa loxo. ñu ngi sukk sa wet di la masalu coono bu baax a baax. di foon nag suñu yaayu bopp yi nga xam ne. li ñuy wax rek doom su xawee am fit rek dafa fekk ay yaayam gunge ko. kon sunu yaay yi yàlla nañ fi yàgg te wér. ku ci ne boppam day metti rek njaboot a tax boppam di metti. yal na yàlla wéral leen. sunu waajur yu góor itam ñu yàgg fi lool mu ànd ak wér. kilifa kër gi nag mention spéciale à lui. merci di gunge itam di nuyu itam Pape Cheikh. ci may gunge. maa ngi koy nuyu. Imaam. moom. jaadu na dem meroo de. billaay jaadu gëj na ca jàkka waaye mu ngi lay jiite. alhamdulilah mu ngi jiite rek Coro Mbaar sunu rakk nuyu nañ ko waay. moom daal mu ngi jiite rek moom daal mu ngi jiite rek moom yaa Oustaz. Dieynaba ñu ngi lay nuyu. nga fay Pape Cheikh di la nuyu kon di am mbégte. àndaat ak équipe bu jeudi bi. comme ni ñu ko waxee pour quartier général Garmi maa ngi koy nuyu may sukk ci kanamam nuyu ko balaa mu naan nit kii laa dama xamadi. xam nga maanaam dañoo juboo donc maa ngi koy nuyu bu baax aussi di nuyu Eva Tra Bessel aussi misal mi ni mën a féewi mais aussi Mamadou Ndiaye Bale et puis Thioro mais aussi ki nga xamante ni moom mooy sëñ Ndiaga ñu ngi koy nuyu parce que instant yi yëngal na bu baax a baax àdduna bi ndaxte ñëpp a ngi xaar waxtaanam kon ñun aussi dinañ am mbégte déglu ko bu baax a baax aussi tamit Pape Cheikh nga may ma rek peut-être ñu jaale bu baax a baax mairie mais aussi ak ñi nga xamante ñoom ñoo fi wàññeeku bokk na ci wayjur bu jigéen bu bese wayjur bu jigéen bu Keps mais aussi ki nga xamante ni moom mooy Alioune Diassé mi nga xamante ñoom ñoo sekkoon kon liggéey bi tey nag Pape Cheikh dañu ñëwaat tey ci beneen sujet bi nga xamante ni sujet bu am solo la mu ñeel mbirum locataires yi ak agence immobilière yi parce que ci jamono ji ñu nekk di jamono mbas mi dañoo kon fort ci weewu béy ne am na yenn agence yi nga xamante ni ñu ngi laaj ñeent ba sax juróomi weeru caution pour mën laa jox kër loolu incha allah danañ ko rek daal di waxtaanee wax loi bi lan la ci wax mais aussi mieux comprendre lan mooy liggéeyu agence immobilière ak naka la ñu war a mën a def ba moytandiku kon yu jëm ci wàllu woowu kon ci kanam Pape Cheikh incha allah danañ déroulé. macha allah donc loolu mooy sujet bu am solo boobu la nga xam ne ni préparé nañu ko. Bessel ñu ngi lay nuyu yow itam ci carnet de voyage yi nga ñu yàgg bégalee demoon nga ba kër gu mag. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu Eva Tra sama magu bopp di nuyu Dieynaba Seydou Ba pour le jéeri yii de yeeso ma tan ko weltade di nuyu nag sama xarit sama papa moom daf ma ko jalise muy rek tonton Garmi di la ziar tamit lu bëree bëri di nuyu nag kilifa diine yi ak kilifa aada yi waaye nag di beral nuyoo kooku di Omar Malick Bayel Sow Seydou Sow mede salminama mi wiyama tan duwaw yettima a jarama ceerno sama samu rabbi an nene men beltima e maɗa no feewi duwawji ɗi jottima ko mbiɗa minen ko foof Allah nen seedi menen mbaɗa ɗum minen mbiya moon tan onon foof on jarama Medina Gounass en onon kadi mi nani ɗum ɗo ko kalɗon ko mbeɗa wiya moon tan yo Allah jaabin duwaw ko Allah woni dokkowo ko Allah woni jaabinowo duwaw yo jomirawo joom mbawɗo yo jaabin duwaw Pape Cheikh Diallo mais ko temps ko gudd ko bàyyi ko parler rapidement ko attendre Baye Ndiaga Diop aussi. Pape Cheikh nag Pape Cheikh nag. jo jaabi aussi ko temps.
waaw ba tey ba si taw bi nag mais di ñu bàyyi ñu nuyoo bu soobee yàlla. nii koo ci de salaamaaleykum rek mu ràcc. ah mais noonu la Pape Cheikh xam nga. mu féewee bu baax nii Cheikh Ibrahima yëkkatee gaaw. pare nga. yéen rek ko temps ko minuit. bientôt ko bàyyi ñaga jóg attendre depuis 2 heures. hay so gom ɗumide ko yontere ha yontere han min ngara somin joɗima noon mamin calmin kilifaji ɗi noon ko gongo kon nag Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek dañuy jaale ki nga xamante ne moom mooy Merry Beye ndaxte li ko dal metti na torop ñàkk waajur dafa doon loo xam ne lu metti la dañuy daal di dem tamit fi nga xamante ne rek moom mooy njaareem nag buñ ko waxee mooy suuf si nga xamante ne dafa ñaanoon kooku di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu daal di fay ñëw nag nekk fa nekkinam googu nag tey moom moo jur lu bëree bëri waaye dañuy dem ci kër goo xam ne kër gu sell la te bu ñu nee Baye Fall ne maam Cheikh Ibrahima Fall lépp la nga xamante ne foofu la tàmbalee muy bernde yi dañuy dem ca waañ ba nga xamante ne foofu lañ togg yi njëkkee woon mu ko doon togg di ko yóbbu nous sommes impressionnés en fait voilà togg waañ ba dañuy dem ca waañ ba nga xamante ne foofu la doon toggee daal di yóbbul bernde bi kooku nga xamante ne rek moom mooy Cheikhul Khadim Pape Cheikh foofu la ñuy doxantoo tey dem xooli ji loolu Pape Cheikh. Aïcha. maam Cheikh Fall kenn du ko xam ba keroog yomal xiyam ndax kooku moom nee na dafa raw xel raw bët. fii nag moom waañ la woon waaw waañ wi ci lañ daan toggee super bi daan àndee ci ndog yi ndax xam nga sëñ Tuubaa ndog yi ko maam Cheikh Fall daan toggal fukki ndab la daan doon ak ñaar fukki ndab ak ñaar yi dañ la benn weer wi moom suñ borom da ko defal xam nga jaamu yàlla weer lañ wax waaye moom at la ko suñ borom defal moo tax mu ko daan def fukki ndab ak ñaar léegi super bi nag fi dañ ko daan toggee maam Cheikh Fall moo ko daan taxawul boppam léegi suñ ko toggee ba noppi dañ koy ànd ak boole ko fukki ndab ak ñaar yi ñubul ko sëñ mag bi ba léegi sëti maam Cheikh yi ñu bari loolu la ñuy def fii tamit lañ ko daan toggale moom maam Cheikh jigéen daawu ko toggal waaw déedéet jigéen daawu ko toggal ñoon jigéen daaw leen toggal daaw leen fóotal léegi lii mooy baraagom Ndande Fall bi ngeen di dégg waaw baraag bi war na am téeméeri at nag laa la wax jamono ji maam Cheikh Fall doon dund la téeméeri at la am maanaam ba léegi soppiwuñ ci dara karo yi lañ ci def ak verre yi léegi bagage yi maam Cheikh Fall am yëpp mi ngi ci biir baraag bi sëñ Cheikh Ndigal moo ko def nii ci taalibeem ndigal la joxoon benn taalibeem naan Cheikh Sène Badane moo ko defar moom moo ko yeesalaat nii waaye léegi ba léegi soppiwuñ ci dara baraag bi nii la mel tuile yooyu ngay gis nii fi moo newoon ci kaw baraag bi léegi bagage yi maam Cheikh Fall yëpp nag yëpp yoo xam ne daan na ko jëlee sëñ Touba ak barkeelu gi yëpp da ko daan jël du ko dugal ci baraag bi mi ngi ci baraag bi léegi dañ ko wutal ay verre ci biir dañ ko defar ci biir ba mu rafet dugal ko ci biir ay verre nga xam ku ñëwatee da ngay taxaw xool ko léegi fii nag moom fii la génne àdduna fii la néeg bi mu génne àdduna dañ ko gas bu mu xóot mi ngi ci biir suuf si ñu dugal waaw ñu dugal ko ci biir suuf si léegi photo bi mu photo woon nag ci baraag bi la ko defee léegi baraag bi mi ngi woowoon nag jamono jooju mi ngi woon Thiès ndax baraag bi dañ mag ñi fépp fu mu mosaan nekk Sénégal mag ñi dañ koy yan yóbbu ko fa voilà te loolu lu ndaw la rek ci li nga jëlee Bessel fi nga xamante ni moo di kër gu mag. dëgg la Pape Cheikh comme ni ñu ko gisee rek li nga xamante ne tey moom moo waral bernde yi moom moo waral tey Baye Fall yi di togg ay ndab koor gu jot ñu koy yóbbu donc loolu nga xamante ne rek mooy suñu maam Cheikh Ibrahima Fall bërëb boobu ñu wone sànq rek fi nga xamante ne zinc yi loolu amul dara luñ ci soppi ndaxte jamonoom foofu lañ doon toggee daal di jël nag ndab yooyu fukki ndab ak ñaar daal di koy yóbbul ki nga xamante ne rek moom mooy Cheikhul Khadim ñoom tamit nag ñu daal di continuer di ko wéy di ko def ba tey soo demee foofu nee nañu bu njëkk ba nag ay jigéen daawuñu ko woon toggal ay góor ñoom ñoo doon toggal waaye moom da doon takk ndiggam daal di taxaw ci togg bi ñu togg ko ba mu pare mu daal di yenu tamit ndab yi ànd ak taalibe yi daal di koy yóbbu fa nga xamante ne rek moom mooy kër gu mag di wane rek bernde dafa yàgg waaye tamit teraanga dafa yàgg ci àdduna ndaxte bu ñu xoolee suñu mag yi ni ñu doon doxalee waaye suñu wàlliw yi ni ñu doon teralee doomu aadama yi waaye tamit di teral ay wàlliw ci biir wàlliw yaakaar naa ne loolu royukaay bu mag a mag la exemple boo xam ne tey nit ku nekk ca la yàlla wërsëgal war nga cee mën a teralee ka nga xamante ne moom mooy sa morom Pape Cheikh. macha allah muy lu am solo et puis Baye Fall yi du Sénégal kese la ñu ne foo demee foo mënti dem ci àddina ñu ngi wane seen bopp à travers ay activités yoo xamee ni ci wàllu koom ci wàllu social par exemple image yi ngeen di gis ma nga amee ca dëkk bu ñu naan France ci
tàmbalik weeru koor gi foofee nga xamee ni moo di institut islamique bu Taverny Baye Fall ya fa ne ñoom ñoo jóg ak association bii ñu tuddee LAMP association Serigne Fallou Fall pour servir ndogu ci période boo xamante ni ñi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew actuellement ñoom ñoo gën dund ay jafe-jafe par rapport ak crise bii di crise Covid 19 ci liggéeyeetuñu dañoo nekk ci confinement total yónneetuñu am na ci ñu ci bëri ñoo xamante ne actuellement daanaka pour ñu am lu ñu lekk sax c'est tout un problème waaye Fall ya fa ne ñoom jóg nañu foofee ca Taverny di séddalay ndogu di joxe xëdd di joxe ndimbal yoo xamante ni lépp rek ci barkeb Cheikh Ibra on a été là-bas en France même si tëj nañu yoon yi am nañu ay images yoo xam ni nañu leen ko baaxee laata ñuy tàmbali waxtaan wi nga xam ni tey moo ñu fi dajale tey ñu jagleel ko Cheikh Ibra. Mudu Abdallah ya jaba lépp ngi ci loxo sëñ Cheikh Khady ñu ngi fii ci Taverny dem nañ Aulnay yóbbu fa malgré confinement bi fexe nañ ba am autorisation nga xam ñun waruñoo sax génn 2 kilomètres ñu ngi daw lu ëpp plus de 100 kilomètres pour ñëw fii ci liggéey bi Serigne Touba rek ko jar ñi am nañu autorisation. Voilà donc akuk dog-dog ay cat la yu génn rek la ñu am ci élément boobule bi ñu koy wane rek la jékki-jékki rek càng waaye barkeb Cheikh Ibra dinañ ko càngarti tegal leen ko ngeen gis njàmbarte googee nga xamee ni dañu ko seetlu foofee ca France donc 1er mai bi passé la woon bërki démb rek ci weeru koor gi nga xamee ni période crise sanitaire la Covid 19 bi président wu France sax daanaka yenn saa yi bu génnee ba discours day tiital sax waa France waaye sénégalais ak Baye Fall yenn France ñoom Cheikh Ibra rek amuñu benn tiitaange xanaa jóg rek takku ngir dimbalante ci ay ndogu wax naa ko léegi foofee ca Taverny ak it yeneen i gox yoo xamante ni mu ngi nekk foofee ca France donc bu noppee rek Pape Samba ñu baaxee ko téléspectateurs yi mën gaaw séddalewaat yi ñuy joxe di ay enveloppe bu ndimbal ci 88 628 22 22 ak yeneen numéro de téléphone yi nga xam ne ni ñoo ngi affiché wu ci suufu écran bi donc bu noppee rek ñu tegaatal ko téléspectateurs yi ñu mën barkeelu ci taxawaay boobu la nga xam ne ni moo ngi jógee ci association boobee ñu tuddee LAMP ak association Serigne Fallou Fall di premier repas copieux qu'ils ont servi ci bisu fête du travail la woon waaye tombé itam ak koor ci bis bu am solo foofee ca France ñu xool ko. Mudu Abdallah ya jaba lépp ngi ci loxo sëñ Cheikh Khady ñu ngi fii ci Taverny dem nañ Aulnay yóbbu fa malgré voilà donc amoon nañu yéene quand même teg ko mais mu ngi dagg ba tey xanaa rek ñuy rafetlu ñoom seen taxawaay ñoo ñee nga xam ne ni ñoo nekk foofee ca France ñu ngi leen di ziar bu baax soxna Fatou Fall ñu ngi koy ndokkeel madame Ndiaye Gawlo Mari Takoma Ndiaye moom tamit ñu ngi koy ndokkeel Oumou ak Am ak soxnaam Am Dieng ak soxnaam foofee ca France ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax. Nafi Diagne ak Jamila ñoom tamit ñu ngi leen di ziar ak ki nga xamante ni mooy Kor Lamine Diop Aïda Thiam présidente ñu ngi lay béggee moom itam mu ngi nekk foofu ca France ñoom ñëpp daal ci période bile takk nañu jóg ngir dimbalante muy lu am solo loo xam ne ni ñëpp a ngi koy rafetlu et période du solidarité la ñu wax et que defe naa bu ñu naan solidarité Cheikh Ibrahima daf ci defoon yu am solo xam naa Baye Ndiaga bu ca kanamee bu ñu duggee ci point boobu dina ci indi ay leeral bu ko defee ñu mën cee gën sukkandiku en attendant ñu dugg ci yeneen i ponk ñu xaaraat leen ci téléphone yi Fatou Kiné mooy dogo yegg si ñu koy ziar moom it jox ko wàccuwaayam Fatou Kiné dem ñu ngi lay ndokkeel bu baax bërki démb bi ñu déggee président Madagascar bi waxtaan ak président bu Sénégal ci Artemisia
garab boobu nga xamee ni mu ngi jóge ci gàncax ki ñun mën nañu ko tuddee garab wolof ne defar nañu ko mu ngi prévenir ba noppi faj ñu déggaat ni président commande na ci ba mu ci commande bi egsi après ñu déggaat itam tey ni scientifique yi docteurs yi ñu nekk ko kër docteur approuvé nañu ni garab googu war nañu ko mën a jëfandikoo loolu defe naa occasion la pour nga am ab gëstu boo xamee ni mën nga ñu ko baaxee ci guddi gi ci plante yi nga xamee ni am nañu ko ci Afrique rawatina Sénégal mu mën ñoo dimbali ci yenn ci ay tawat yoo xamee ni daf ñoo xaw a sonal et que tubaab bi sax xamuñu lu koy faj. ma ngoog Pape Cheikh laata may tàmbali dama lay nuyu bu baax. nuyu ñi nga sekk ak plateau bi waaye tamit damay fësal sama mbégte tey jii muy bis bi nga xamante ne nag dafa yemoo ku ñu fas yéene waxtaanee Cheikh Ibra Fall Lamp Babil Mouridine mu nekk loo xamante ne wax dëgg neex yàlla Pape Cheikh mbégte dong nag laa ci am. ndax bisub tey jii man damaa sant yàlla. bi mu tombeek nag alxames muy alxames gi may ñëw. yaakaar naa tey li fiy tukkee dana doon loo xamante ne dana tooy xol. waaye tamit danañ daal di dellu rek maanaam fàttalikuwaat jaar-jaare Babil Mouridine. bàyyi Cheikh Ablaye Fall Ndar boobu nga xamante ne toog na ci jal bi ñaar fukki at ak benn ma ci am mbégte lool sax Pape Cheikh wax nga nag lu am solo muy garab gi nga xamante ne nii nag daanaka yegg si na ci Sénégal te ñu war koo jëfandikoo ñeel pajum jàngoro ji di mbas mi Covid 19 mu nekk loo xamante ne nii dafa tax nag ñu daal di sampaat ab laaj delluwaat rek ci li nga xamante ni moom mooy sunub gàncax ndax loolu Pape Cheikh tey dafay baax ma fàttali tuuti lu soxal wàllu woowee waaye balaa ñu dugg dëgg ci waxtaan wi dañuy dem rek seeti reportage bi nga xamante ne def naa ko interview la sax ci jardin botanique ba nga xamante ne ma nga ca daara ju kawe ji di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dellusiwaat. émission bi ma wax. essai bi fii lañ ko njëkk a defee en 2004. waaw en 2004 lañ commencé étude de germination Artemisia parce que dañ doon bëgg a xool ndax Artemisia annua war nañ ko mën a jëmbat fii ci Sénégal léegi étude boobu c'était en 2004 en collaboration ak Enda Santé waa Cetex Farm il y avait le centre national forestier de Hann du plante boo xam ne fii lay saxee plante chinoise la chinois yi ñu ngi ko woowee kingawr ba pare français yi di ko woowee armoise donc plante boobu nag lañ doon xool di essayer ko xool ndax dina nangu suñu suuf léegi bi ñu ñëwee essai de germination yi njëkk def c'était en 2004 mais thèse bi ci njëkk génn gëstu ci Artemisia bi 2007 lañ ko def te ak docteur Ibrahima Badji bi may nuyu de passage moom moo njëkk def thèse sur Artemisia ak dosage artémisinine bi nekk ci Artemisia bu ñu cultivé au Sénégal te léegi bi ñu def étude de germination bi dafa amoon ay sites différents sites au niveau du Sénégal donc il y avait un site ici au GEPU au jardin d'expérimentation des plantes utiles moom mooy jardin botanique bu médecine bu fac médecine amoon na beneen site boo xam ni Kër Massar amoon na site à Mbadakhoune booru Kaolack donc dañ jël différents sites pour xool si suuf si yan suuf la kii bi di nangu léegi bi ñu defee fii def Kër Massar def que ça soit fii Kër Massar ak fële yëpp c'est-à-dire kii bi nangu woon na suuf si parce que amoon nañ ay taux de germination de 2 à 7 jours yoo xam ni daan nañ arrivé à de 90 à 100% de germination pour dire que plante bi suñu écosystème accepté woon na ko léegi nag après bi ñu def léegi étude pour xool artémisinine taux d'artémisinine bi ñu am dañ jël ay essai de germination fii au Sénégal ñu defaat ko en collaboration avec le Cambodge donc dañu cultiver fii cultiver au Cambodge pour xool li muy parce que foofu mu ngi ci teeram mais fii nekkul ci teeram pour xool bu ñuy évoluer taux d'artémisinine bi ñuy am léegi 2 variétés lañ testé woon y avait la variété Artemisia annua variété Artemis mu amoon beneen variété aussi bu ñuy woowee variété boo xam ni variété hybride la c'est-à-dire dañ boole ñaari Artemisia ci plante mooy Artemisia variété chinoise bi ak Artemisia variété vietnamienne donc boobu hybride la léegi ñu testé ñaar yëpp mais gis nañ ñaar yëpp da doon dem bu baax léegi bi ñu demee ba nga xam ni période de floraison bi jot na gars yi commencé def nag des tests pour xool taux d'artémisinine parce que artémisinine bi moom lañ extraire pour traiter le palu pour xool ndax taux d'artémisinine ci plante yi nga xam ne saxal nañ ko fii au Sénégal est-ce que dinañ ci am taux boo xam ni dina permettre di faj palu bi.
la Fatou Kiné yaa ngi defoon immersion foofee ci jardin botanique bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar am nañu ay borom xam-xam am nañu ay maaman am nañu ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci ay garabu wolof mais ñoom léegi spécialistes yi ci seen mbuus ñi nga xamante ni ñoo jàng njàngum tubaab ñu tuddee leen ay scientifique ou docteur xam nañu ni valeur baa ngi ci plante yooyu le mangoo ko lu ñu nangu la sax waaye tamit lu ñu gëstu la ndax xam nga garab du ñëw rek cim réew ñu ne ay ca nañu ko jëfandikoo ni nga ko waxee sànq Pape Cheikh muy Covid organique boobu ba mu yegsee nag dañ ko daal di saytu bu baax a baax muy borom xam-xam yi di gëstu muy nag comité scientifique bi nga xamante ni moo ne fii ci suñu réew boole ay enseignants maanaam ñiy jàngale di gëstu tamit bokk rek ci daara yu kaw yi mboolem yi daara yu nekk ci Sénégal gannaaw bañ ci gëstoo nag ñeent ci ay bis ci lañ la doog a xam nag ne artémisia bi ñuy wax ne dëgg-dëgg dafay faj maanaam mën nañ ko boole ci protocole bi ndax am nañu njort ni dafay faj bu baax li nga xamante ni moom mooy Covid 19 ni ñu ko gisee waa Madagascar di ko jëfandikoo loolu tax na ba ñu ne kon noppi nañu rek ngir jëfe ko ni ko mbootaay gi nga ko wàllu wér-gu-yaram ci àdduna bi daal di xamle waaye ci kawit ñu daal di koy gën a saytu bu baax a baax ndax dinañ ko dugal ci protocole bi ni ma ko waxee waaye du doon moom kese ndax am na ci yeneen gàncax yoo xamante ne maanaam booy xayma tey lu toll ci juróomi gàncax yoo xamante ne dinañ ko boole ci paj mi waaye Pape Cheikh xam nga artémisia bu ñu ko déggee ni ko docteur Khadija waxee sànq bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar muy Khadijata Badji lu soxal nag gàncax googu jàppale ni taarix la dafa yàgg nag. tur bi am na ci wolof parce que gis naa ñoom niim ñoom nebedaay ñoom xottu butéel bu ci nekk am na nom scientifique xottu butéel eucalyptus am na ci itam ay tur yu xaw a kawe yoo xamante ni duñ ko mën a wax artémisia sañ naa wax ni c'est un nom scientifique est-ce que am na tur wolof peut-être. ma ngoog ko turu wolof bi nag Pape Cheikh bu ma waxee dëgg ñoom sax turu wolof bi baat bi duñu koy wax ci wolof boo xoolee rek daanaka ci niñ koy déggee noonu lañ koy waxee waaye ni ma ko waxee sànq mu doon garab goo xamante ni duguleet ndax lu yàgg la taarix la ndax boo xoolee ci guerru Vietnam bi la woon ba tey mu ci lañ ko njëkkoon gis daal gis solo si nga xamante ne am na ko waaye leneen liñ ci mën a jàppit nañ jàpp ni gàncax la goo xamante ne ma nga fekk baax ci réewum Chine en fait loolu laa la bëggoon wax feebar bi Chine la jógee garab gi itam mu ngi jógee Chine. moo doy na waar. waaw. xam naa daal liñ naan tombé waral ay gaaf. fa la jógee nañu ñaan yàlla rek nag wax dëgg neex yàlla na mu jógee ci Chine it mu fas yéenee faj bu baax a baax. loolu la ñuy ñaan waaye am nañu njort nag ci garab gi ndax bu njëkkoon dañu ko daan jëfandikoo. ngir faj lépp loo xamante ne wàllu sibiru la. waaye bi ñu demee ba njalbeen ñu gis ni. garab gi kat war naa mën a faj li nga xamante ni moom mooy Covid 19. ndax boo xoolee tey jii substance bi nga xamante ni nii da cay génnee. substance boobu nag daanaka mënees nañ koo jàppee genre xeetu molécule yoo xamante ne dina génne ci garab googu mu doon loo xamante ni nii jàpp nañ ni war naa mën a faj jàngoro ji ndax boo xoolee hydroquinone bi ñuy jëfandikoo muy hydroquinone boobu nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo tey jii ci pajum jàngoro ji loolu boo xoolee molécule yi nga xamante ne nii moom la ñu ko defaree ci borom xam-xam yi nee nañ dafa nekk loo xamante ne dañu ko tricher boo xoolee ci garab bi nga xamante ne nii moom mooy garabu daanaka quinquina ci lañ ko tricher ngir mën a rek daal di defar li nga xamante ne nii moom mooy kinin boobu nga xamante ni moom la professeur Raoul di nga dégg mu di ko wax saa su ne moom la ñuy jëfandikoo loolu nag mu nekk loo xamante ne rek Pape Cheikh dafay am solo saa su ne ñu koy fàttali waaye li ci gën a am solo tey mooy ñu gën a bàyyi xel suñu gàncax ndax ni ko wolof di waxee nit ku ne la lay faj ma nga ci sam réew donc mu doon loo xamante ne dañ ko war a gën a bàyyi xel muy gàncax gi ndax tey mbooleem li ñuy duppee garabu tubaab yi ñu gën ko xam di ko tuddee noonu garabu tubaab yi ñuy fajoo tey boo xoolee garabu tubaab yooyu daanaka molécules yi nga xamante ne ñoom la ñu koy defaree lu ci bari muy génnee ci gàncax gi donc mënees naa wax ne booy xool benn garab bu ne la muy génnee ci molécule mën nga ko xayma ci une dizaine wala boog une centaine de molécules yoo xamante ne dafay bàyyi ko ci garab yooyu ñu koy jëfandikoo kon sunu gàncax lu am solo la Pape Cheikh waaye tamit nañu moytu di fajal sa bopp ndax xëy na garab gi artémisia bi bu ñu ko déggee ñu bari dinañ daw xëy na di ko wutali waaye tamit nañu bàyyi xel bu baax a baax ne loo gis
dosage da caa baax. am na ñu ko tàmbalee def par exemple France ak yenn ci ay dëkk bi ñu yégee ni par exemple hydroquinine bi dafay faj wala dafay prévenir ci Covid 19 am na ñu ko dem jëndi naan ko dañ ko naan rek faatu. parce que garab ni muy fajee noonu la nekkee poison aussi. hydroxychloroquine bi da ndem na loo xamante ni wax nga ko Pape Cheikh garab dana faj waaye léeg-léeg dana faat. voilà mooy automédication bi ngay wax léegi nii rek. ñu éviter ko ma ngoog boo gisee sax bi ma demee ci jardin botanique bu UCAD boobu. wan nañ ma fa ay xeetu garab yoo xamante ne lii lancement la rek. li nga xamante ne moom mooy intégralité bi di ngeen ko am ci télévision Futur Média. wan nañ ma ay garab yoo xamante ne pourtant dana koy jëfandikoo. waaye tey graines yooyu boo ko jëlee. daanaka am na ci tolluwaay boo xamante ne boo ko ci lekkee mën na laa faat. loolu xam nga nu mu tudd. ñun loolu ci café rek lañu ko respecté dose. defal ma foofa dose café mais dose normalement dañu ko respecté ci garab yi ñuy naan. dañ ko war a respecté bu baax a baax ndax dañu koy càmbar ñooñu ñu nga xamante ne duppee nañu leen ay botaniste maanaam dañu doon ñoo xamante ne nii maanaam lépp lu wàllu garab ci la ñuy yëngu gàncax ci la ñuy yëngu donc dañu koo jàng xam ko. donc garab duñu ko jëfandikoo ci anam bu la neex garab da nga koy jël saytu ko balaa nga koy jëfandikoo kon fajal sa bopp nañu ko moytu waaye li may gën a ñaax Pape Cheikh mooy suñu gàncax gi dama ci dellusiwaat ndax dafa am solo. ndax dama Sénégal tey toll na foo xamante ne nii muy Sénégal ba ci Afrique sax damay maasale Afrique bi yëpp tey lu soxal wàllu garab war nañu toog ba nga xamante ni dootuñu ko jéggaani ndax lu soxal wàllu gàncax gi am na fi. ndax tey boo jëlee téeméer boo jël ci gàncax gi maanaam ña nekk bitim réew garab yi ñuy jëfandikoo daanaka téeméer boo jël ci gàncax gi fii lañ ko ci garab yi gàncax gi fii lañ koy jëlee ci Afrique. donc war nañu mën a am suñu indépendance li ñu naan autonomie industrielle suñu industrie pharmaceutique war na gën a mën a taxaw ba nga xamante ni duñu jéggaani. waaye loolu pour mu sotti il faut que ñu xoolaat. politique gu sanitaire bu santé fii ci Sénégal. maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy borom xam-xam yooyu ñu wane sànq nañu leen di dimbali. new ñu nag maanaam kër gu ne nga équipé ko. ci wàllu labo waaye au moins nañu am benn laboratoire bu mag boo xamante ne laboratoire de recherche lay doon. borom xam-xam yooyu mën da ci tase di gis parce que boo xoolee dañuy dem bitim réew di def formation. bu ñu defee formation ba pare. daanaka la ñu fay jëlee ci xam-xam dañuy dellusiwaat fii ñoom tubaab yooyu nga xamante ne ñoom la ñuy fekk ji xam-xam boobu ñoom dañu koy jël jëfandikoo ko ñoom dañuy ñibbisiwaat ci réew mi waaye duñu am jumtukaay yi nga xamante ne dina mën a tax li ne seen bopp ñu génnee ko kon yaakaar naa war nañ leen gën a mën a jàppale foofu fi may jeexalee nag ci wàllu mbas mi mooy feebar la boo xamante ne nii daanaka 99% yi prévention la. nañu gën a sàmmonteeg li nga xamante ni moom mooy mesure barrières yi su ko defee sunu borom musal ñu ci mbas mi. très bien sama xel mee dem ba maa ngi naan hydroquinone xaw ma. xeesal bi laa tudd alors que chloroquine la ma xalla. hydroxychloroquine li ci bopp bi yëpp ci benn nit rek. yàlla baax ak salaam. waaye xeetoo na ak moom. waaw dama ci benn hydroquinone defe naa mooy bi ñu xeesalee de. alors que chloroquine laa war wax. chloroquine mais c'est les aléas du direct. mënul ñàkk ak nit rek laa du ma robot du ma wàlliw du ma xut bu samaan. waaw. chloroquine. Mamour Oustaz Mamour li ñu nekkee métti na waxu rajo wax télé nattu mënul gën a rëy loolu Mamour Oustaz. suñu borom subhaanahu wa taala daf ñoo bind. walbati ko matadel ñu. xeesal balaa tudd bàyyi bu ñu xoolee waxuli xel insaanu da'ifan dafay firndeel ne day wér ne yàlla moo ñu bind ba noppi waaye moo namm ci ñun ak matadi googu nag day feeñ ci suñuy wax di feeñ ci suñuy jëf di feeñ ci suñu lépp waaye lii soxna si doon wax léegi ci wàllu garab googu ak li nga wax léegi ci wàllu respecté dosage yi lu ne nga jaar ko fa nga ko war a jaare alxuraan daf ñu koo jàngal bu ñu xoolaatee ñetti aay yi nga xam ne ci la suñu borom di wax mbirum sàngara bu njëkk bi dafa wax ne yasalunaka anil xamri wal maysiri xul fihima ismun kabir wa manafihun linnaas waaye wa ismuhuma akbar daan ne sàngara am na njariñ waaye lor ji moo ëpp kon am na njariñ waaye gis nga ne itam am na lor la nga ciy dégg muy àdduna loo gis am na njariñ am na lor xëy na nag fa mu araame njëkk mu koy araamal laa taqrabu salaata wa antum sukara mooy bu leen di julli bu leen ko laal waaye fa mu araame dëgg nag muy innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal aslaamu rijsun min amali sheytaan kon nag fajtani buuhu na ngeen ko moytu ndax mbirum seytaane la bañ fajal seen léegi nag alxuraan li muy wax mooy lenn lu nekk jaar ko fa nga ko war a jaar wa aatul buyuuta min abwaabiha la muy tegtale mooy booy dugg ci néeg jaaral ci buntu ba loo gis ci àddina mu am njariñ alxuraan ne na yëgal ne am na lor kon nag fexeel ba man koo jariñoo te moytu lor ja loola mooy dëgg-dëgg hikma
ndax suñu borom subhaanahu wa taala mooy ki ëpp njariñ ñëpp. mooy ki nga xam ne yërmaane ci loxoom la nekk. waaye boo ko mooyee léegi tey nga gis maanaam alkandeem. alkande joo xam ne ci suñu borom subhaanahu wa taala lay bàyyi ko. alxuraan nag bawul dara. artemisia bii mu wax ak xaw ma chloroquine bii ñu lépp alxuraan wax na ko. wa nunazzila min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yasidu salimina illa xasaaran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin da nga koy dégg ne lépp loo xam ne lu alquran ëmb la te léppi àddina ak alaxira mi ngi ci biir alquran alquran ne na leen wóor ne saafara la ci yéen waaye yërmande la itam ci yéen te li nga wax léegi diine l'islam daf koo dëggal alquran dëggal ko bépp feebar boo xam ne suñu borom wàcce na ko wàcce na la koy saafara ci wet ndax kay nag suñu xel àgg na fa wala suñu xam-xam àgg na fa wala suñu man-man xam na ko loolu la ñuy lijjanti wala déet waaye feebar bii de li ko war a saafara mi ngi ci suñu wet te lii ngeen ci wax loolu mooy li ci wér kon yàlla na suñu borom subhanahu wa taala def mu saafara wu ci jàmm ñu wan ko ginnaaw waaye ñu jàppe ko rek am nattu ndax sëñ Moussa Ka da doon wax naan nattub jullit da yokk ay maqaama baa muy sippi ñaawteef bi sub xiyaama te nag bala laa yàlla wóolu ba jox la mbir ya nee na faaw nga muñ taaw ci tànki mbër ya ab yéefar la ko suñu borom di teg ci finna loola ak mbugal la waaye ab jullit la ko yàlla di teg ci finna loola am nattu la kon lii nañ ko jàppe am nattu respecté li nga xam ne moom lañ ñu digal ci wàlluk àddina ndax atiihu Allah wa atiihu rasula wa ulul amri minkum nañu topp yàlla topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye ñi nga xam ne itam suñuy kilifa lañ ci wàllu àddina ñu boole baat bi teg ko ci seeni loxo lañ ñuy digal itam te l'islam terewu ko loole itam nañ ko respecté jërëjëf yaa Oustaz moo tax nattu ku ciy ñaawal nit rek da ngaa gàtt xel ndax ça n'arrive pas qu'aux autres benn konte bi nañu ko moytu bu ngeen gisee kër wala nit ku ko am ba wér ngeen bañ ko stigmatisé loolu la tubaab wax ñu ngi lay gërëm bu baax ci kàddu yu rafet yooyu la nga xam ne ni baaxee nga ñu ko feebar bi nag ma fàttaliwaat leen ko bu doon ab feebar la rek comme yeneen feebar yi xëj na mën nañu ko gérer waaye bii dafa ànd ak ay crise économique ak laal ay secteurs yu doy waar par exemple wàllu dëkkuwaay fan yii yëpp ñu bëri daanaka liggéeyeetuñu et que weer dee na amuñu lu ñu fayee lu yaas barki dem ba jay na ba waxtaan ci ñi nga xam ne ni ñoo fere tabax ay kër loué ñoom it ci loolee la ñuy yaakaar peut-être pour dund donc dañ leen war fay obligatoirement waaye ki nga xam ne itam mooy liggéey mbas mi ñëw te liggéeyatul amul lu mu fayee am na lu am solo loo xam ne ni Dieynaba def nga ci gëstu. ma bëggoon ñu dem ci léegi nii laataa ñu tàmbali waxtaan beeg Baye Diaga. acca bismillah ñu xool kon. d'habitude sax c'est 3 mois moom lañ lay laaj muy ñetti weer muy benn mois de caution benn mois de commission d'agence ak benn mois de loyer d'avance donc certes jafe-jafe nañ nekk muy Covid-19 comme ni nga ko waxee tout à l'heure mais loolu mooy règle générale bi mais n'empêche ñun ak mbas mi ni mu méttee nii ku ci nekk dina xam ne aussi dal na ci sa kaw su client bi ñëwee waxtaan ak ñun dinañ xool ñun ban solution la ñuy trouver au lieu muy yëkkatindoo ñetti weer yooyu mu diis lool ci moom malgré que ñun dinañu gaañ parce que suñu li ñuy fayee suñu charge loolu ci la nekk bu ñëwee kat ne man kat au lieu may fay 3 mois te 3 mois yooyu ça lui revient est-ce que du ngeen ma ko du ma joxe ñaari weer yi beneen weer bi ngeen xaar ba mbas mi weesu ma jox koo fay loolu yëpp waxtaan la rek ba jubóo ñu solution moom laa lay wax ne la ça dépend du type de location bi parce que am na ci ñoo xam ne bu ñuy louer à usage professionnel lay doon bu dee usage professionnel mën nañu demander ba 4 mois moom laa la doon wax sànq ne la jéena ba Sénégal rek ngay gis ñu lay laaj ay 3 mois te 4 mois mais dans la sous-région soo demee nos compatriotes foofu dañ lay laaj ay 1 an de caution ou bien 1 an de comment dirais-je de caution pour nga joxe ko pour mën a am un bien immobilier ñun ñetti weer yooyu ñu leen di laaj ñaari da leen di revenir ñaari ñu lay laaj parce que c'est un loyer d'avance bi ci des caution la caution bi mooy ay la yowén booy dugg ci kër jàmm dina am loo xam ne di nga ko garanté moom mooy caution bi benn weer bi ci des moom mooy commission d'agence kon ñaari weer yi benn bi da ngay fay jiital ñetteelu weer bi mooy commission d'agence jéena ba ñun agence immobilière service lañ lay proposer da ngay ñëw ci ñun ne ma man kat damaa soxla temps dama bëgg nga wëral ma loolu ñu nekk ci investir ci mën naa am ñu trouver mën naa am ñu ñàkk a trouver bis bu ñu trouver le bien ñun loolu mooy suñu payoor mooy 1 mois de commission d'agence te waxtaan ba jubóo la rek en général donc moo tax ñuy laaj nit ñi ñett ñooy weer bu dee usage professionnel en général ci leen demander 4 mois waaw donc loolu foog nit ñi ñu xam ko ne ñun doonul xaalis boo xam ne dugg suñu poche ndaxte booy dugg ci si kër gi nga joxe sa caution bis booy génnaat dañuy def état des lieux de sortie comparé ko état des lieux d'entrée suñ ko comparé amul benn travaux bu nekk ci kër gi leneen luñ ci kii bu boobaa borom kër gi da lay delloo xaalis ak ndoo asafur la agence dina la delloo sa 1 mois de caution bi nga joxe woon. kon daal li ma comprendre jamono ji ñu toll. ku waxtaan ak yéen mën na bañ a fay loolu. non du ma ne mën na bañ a fay loolu mais loo gis ci àdduna waxtaan
ba juboo la parce que mbas mi ci ñëpp la dal ni ñuy méttee ci kiy génne ci poosam di ko jox ñun noonu la méttee ci ñun ñi nga xam ne dañoo yor un personnel am ay charges fixes yoo xam ne duñu wàcc moom laa lay wax sànq ne la ñun ñi yor suñu agence immobilière fa ñu nekk dañ ko loué donc di fay personnel ñoo xam ne genn wàll dañ leen wàcc ñu toog en respectant les mesures barrières te bu weer dee dañ leen di fay seen i salaire donc loolu yëpp ay charges yoo xam ne la ñun duñu wàcc ce sont des charges fixes noonu lañ koy waxee dans notre domaine donc du ma ne dinañ la ko tegg ne waxtaan ba jubóo la tey kat waroon naa ñëw andil la ñeenti weer mën nga andi ñaari weer yi beneen weer bi nga bàyyil la ko ñu dàqante ko nga def ko par ndànk-ndànk ba keroog muy mag. Dieynaba Seydou Ba seqoon waxtaan ak ki nga xamante ni moo jiite fédération agence immobilière yi ak courtier yi. mu expliqué aussi loo xam ne ni jëm na ci wàllu lu yaas. waaw muy tudd Mamadou May di ko gërëm bu baax a baax en fait Pape Cheikh li indi waxtaan wi mooy ci jamono ji ñu ci gën a bari ñu dem wuti kon location dañ leen di laaj ñett ba ñeenti weeru location ci jamono ji nga xamante ni ci lañu rek daal di nekk bu ñu ne location nag mooy weer bi nga xamante ni mooy weer bi ngay fay parce que il faut que nit yi xam que ne que balaa ngay dëkk ci kër il faut nga fay weer bi maanaam 1 mois d'avance bi da nga koy fay ba pare doo ko consommer maanaam produit bi yeneen 2 mois yi généralement borom kër yi dañ koy def li nga xamante ni moom mooy caution maanaam xaalis bañ fay denc di le temps que yow ngay génn booy génn ñu def état bi la nga ca yàq ñu defar ko ca la ca des ñu delloo la ko ci beneen wàll bi beneen kon weer bi ñu lay laaj loolee nag ki nga xamante ni moom mooy borom agence bi moom moo ko rek daal di moom ci jamono kon bi ñu nekk waaye dafa fekk ne Pape Cheikh li tax ñu indi wax ji mooy ju gën a bëri dañuy ŋàññi peut-être yenn saa agence immobilière yi mais dañoo war a xam ne agence immobilière yi dañoo nekk ay këru liggéeykaay yu nga xamante ni dañoo structuré di fay kon seen ay impôt am aussi ay charges yi nga xamante ni ñu ngi koy rek daal di am fay personnel voilà di fay personnel mais aussi loolu ça ne veut pas dire que ne que aussi peut-être mu am benn exagération ci wàllum kon wutum location bi wala nañ koy rek daal di fayee ko mais ñoom la ñu rek daal di expliquer mooy que ne que généralement ce sont les bailleurs ñoom ñoo leen di peut-être forcer yenn situation yi nga xamante ni peut-être ñoom duñ ko rek daal di bëgg waaye loi bi dafa am lu bu ci rek daal di wax je sais pas ndax yaa ngi fàttali ko. ça dépend il y a des bailleurs qui veulent louer à 100 000 na ci am courtier bu ñëw na ko 100 000 déedéet ko 200 fii zone bi kenn du fayee loolu. mais courtier yooyu mën nañ leen compter li Mamadou Ndiaye waxoon keroog ci métier yëpp am na ci ay brebis galeuses donc je pense que ne que ñi nga xamante ni ñoom peut-être xam nañu li ci rek yoon daal di wax parce que zonage bu nekk am na li nga xamante ni foofu moom la njëg bi war a toll bu ñu ko toppee kon yaakaar naa ne benn problème du am lépp nag dañ ko tënk ci loi xam nga bee passé yaa ngi doon wax naa ma Dieynaba da ngay faral bailleurs yi ma ne la pourtant nag locataires yi lañ fi nekkal moo tax tey ñu indi peut-être ay leeral yaa ngi fàttaliku président ba mu rek laalee benn ci ay décret bi nga xamante ni indi woon nañ ko muy décret 81 609 bu 17 juin 1981 ci décret boobu nag dañu doon rek daal di établir lu jëm nag ci wàllum zonage yi wàllum surface corrigée naka la ñuy rek daal di définir li nga xamante ni moom mooy ñi war a fay location ñaata la ñu koy war a fay mais dafa fekk ne président ci décret boobilee benn ponk rek la ci rek daal di soppi mooy ci article 7 alinéa 2 rek la laal maanaam ci ñi nga xamante ni mooy bu ñu amee yenn barème de location yi danañ leen ci tekkal lenn ci pourcentage mais leneen li président laalu ko donc ça veut dire que ne que loi bi ba léegi kon dafa exister donc loi bi lu mu ci wax kon ci article 7 alinéa kon 3 dafa ne le montant du cautionnement et des loyers à verser d'avance à titre de garantie ne peut excéder une somme correspondant à 2 mois de loyer maanaam yow mi nga xamante ni yow yaay agence bi waroo laaj lu ëpp ñaari weer loolu waxuma ko ci ay këyit lañ ko teg ci décret lañ ko teg te décret bi ba léegi kon soppiwuñu ko donc lan moo waral tey ban situation moom moo changé ba tey ñuy laaj ñeenti weeru location loolu lu jara taxaw seetlu la te ci biir décret bi dañoo ne kon li nga xamante moom mooy loyer à verser d'avance Pape Cheikh loolu nu ñu koy mën a comprendre mooy yow caution bi nga xamante ni yaa ngi koy joxe mooy li nga xamante ni moom mooy borom kër gi dana ko denc bés booy dem mu def état bi li nga fa yàq mu daal di koy defar ci xaalis bi delloo la ca des mais xaalis bi nga xamante ni moom mooy kon li nga xamante moom mooy location bu ñuy verser avance loolu nag da koy rek daal di denc bokkul ak location bi nga xamante ne da nga koy fay ma jël benn exemple tey bu nekkee Mamadou May Garmi moom moo kon loué kër
daal di fay ñaari weer yooyu le benn bi commission benn bi loyer versé d'avance léegi bu nekkee moom dafay rek daal di continuer di dëkk amul droit kon tekk ci xaalis boobu waaye bu nekkee tey dafa am 6 mois yi nga xamante ni moom mooy préavis bi mu bëgg a génn su ko neexee mu ne borom kër gi loyer d'avance bi ma la joxoon kon mun nga ci jël mu nekk sa benn weer donc pour rek mu leer ci bopp nit yi peut-être 3 mois yu ñuy laaj benn bi moom mooy commission ñi nga xamante ni moom mooy commission agence bi loolu tamit c'est normal parce que ku la liggéeyal aussi bu la neexee tamit mun nga ne il faut que nga daal di fayeku donc Pape Cheikh mu nekkoon yenn leeral yu ma bëggoon a indi par rapport ak agence yi ak ni ñuy doxalee ci ñeent ak ñetti weer sànq Mamadou wax na ko nee na ay dëkk yu ci nekk ci sous-région bi mën nañu laaj ba 1 an de location loolu dëgg la mën na nekk waaye ci ay dëkk yu mel ni Côte d'Ivoire changé nañ loi bi parce que léegi ñoom dañoo jël benn loi instauré ko nekk léegi amuñu droit laaj ñeenti weer voilà donc règlement yooyu le je pense que ne que pour peut-être assainir li nga xamante moom mooy milieu bi mais aussi ku ci nekk ci mu nekk locataire bi bailleur bi ak aussi agence immobilière yi nekk ci digg bi ku ci nekk mën a def sa liggéey ci nu mu gën a mën a muccee ayib kenn bañ ci kon daal di gaañ moromam Pape Cheikh mu ngoog très intéressant bëggoon naa xam itam pour terminer qui doit s'occuper des parties communes. voilà partie commune yi boo fàttalikoo daaw ci quartier général indi woon nañu li nga xamante ni moom mooy syndic tey jii ni bu nekkee dafa am ñoo xamante ni dañoo jënd ay appartement ci benn immeuble boo xamante dañu ko jënd ak seen xaalis dañuy def li nga xamante ni moom mooy syndic ci syndic boobu nag dañuy def benn bureau de syndic ku ci nekk nag am ci looy toppatoo day am président syndic ab lépp ci loolu nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo kon daal di jënd seen ay appartement ñoom ñooy cotiser weer bu nekk ngir daal di lijjanti kuy daal di nettoyer couloir yi wala kuy daal di kon fay gardien bi daal di defar jardin bi wala ki nga xamante ni bu lampe bour léegi yooyu noonu moom moo koy defar loolu ñi nga xamante ni moom mooy ay copropriété maanaam ñi bokk jëndandoo ay appartement ci même immeuble mais loolu mu nekk seen moomeel mais tey jii nii bu nekkee Seydou Ba moom moo daal di am këram benn immeuble peut-être am ci ñeenti appartement Seydou Ba ci boppam moom moo war a kon daal di lijjanti li nga xamante ni moom mooy partie commune yi maanaam couloir bi moom moo koy lijjanti moom mooy lijjanti li nga xamante moom mu jëm ci wàllum éclairage couloir beeg yi ni mel mais aussi li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum appareil bi nga xamante ni moom mooy distribuer ndox yi ñu koy woowee compteur divisionnaire loolu aussi borom kër gi moom moo ko war a fay te généralement nan lañ koy defee borom kër bi su ko neexee mu ne ñi may loué fay nañ ma assez pour ma mën koo lijjanti waaye bu nekkee ñooñu lu ñu koy fay doyul mun na leen ane man de par exemple 200 000 laa leen di loué kër gi waaye chaque weer di ngeen may fay 205 000 francs yooyu moom mooy nekk cotisation moom mu muy jël pour mën ci jël en charge kon li nga xamante ni moom mooy partie yi nga xamante ni locataires yi ñoom ñëpp ñoo ko bokk Pape Cheikh. mu ngoog très intéressant en tout cas yëfi dëkkuwaay moom kenn mënu ko yemale ci nii rek dañ ko gën a développer à travers Sama Kër. spéciale émission Sama Kër. voilà donc on en parle. ñaari baat ci Mamadou sunu turandoo boobule. bari na ay pàcc yoo xam ne comme moo leen jiite mu dajale leen ndax yëf yi mën a woyof bari na ay mbir yu nekk ci biir yoo xam ne tey du sujet bi waaye bari na yoo xam ne yile mi ngi ci biir comme moo leen jiite mu dajale leen ñu waxtaan ci parce que bu léegi wax na ne ñaari weer lañu war a laaj caution dañ lay laaj ñeenti weer ba pare am na yeneen ak yeneen yu nekk ci biir yoo xam ne comme tey du sujet bi mun ñu ko faram fàcce mais am nañ ci xalaat te comme nag comme moom sama turandoo la tubaarkala te xam naa nit ku baax la na dajale leen tubaarkala te ñu faram fàcce loolu Pape Cheikh ni ko gaan mi waxee rek Mbaye ñu ngi koy nuyu bu baax mais dafa ni nga ko waxee dafa bëri ay pàcc yu nekk ci wàllu location ndax yaa ngi wax partie yi nga xam ne dañ ko bokk xam nga am na ñoo xam ne dañuy ñëw nga loué leen sax kër jeena ba ñu ngi wax ne daf ma loué kër fàtte nañ ne ñoom ñoo dëkk ci biir immeuble bi fàtte nañ ne ñoom ñoo dëkk ci biir kër gi ba nga xam ne dañu war a toppatoo kër gi ndax tey ku jug ñëw di leen seet ku jug di seet si ñoom lay seet si beneen yëf bi Mbaye wax na ko sànq boo amalee nit ki ay weer il faut que nga nekk de bonne foi parce que xam nañ ne jamono neexul waaye boo amalee nit ki nga dikk tey comme ni mu ko waxee nga ne ko indi naa la benn weer wala indil naa la ñaari weer mu am ci kaw loolu ñoo xam ne tey dañuy bëgg di dëkk di toxu duñu mës a fay loyer moo xam lu munti nekk seen lu ñu mën ci am comme alal mbir mi da nga koy tàmm da ngay tàmm fay loyer ñi nga xam ne itam ñoo loué jamono bii ñu yërëm
parce que am na ñoo xam ne demuñu liggéey. dañu am liggéey yoo xam ne dañ ci doon taaba doon xëy dem ut loo xam ne ñu ngi koy am ñu ne la weeru lëmm ñaari weeru lëmm liggéeyoo dañu war a ñaan yàlla mbas mi passé ak jàmm. bu ko defee li nga ko ameloon nga wone sa bonne foi nga dikk ñëw fay ko defe naa ne amel nit ki bor du gàcce ñàkk ko fay foofu la gàcce bi nekk. Papa Chef peut-être juste une petite phrase pour terminer loolu yëpp li koy lijjanti mooy ñu gën a ñoŋal location vente. xam nga tey jii nii man su ma nekkee ci sama immeuble ma xam ne appartement bi location vente la weer bu dee bu ne damay joxe bu jeexee ne sama appartement lay doon yaakaar naa di nga ko mën a sàmm donc solution bi ñu war a mën a trouver pour ñëpp mën a cee jot loolu. Seydi Ba gis nga ñëpp amuñu moyen yooyu am na tey koo xam ne li ko teree nelaw ñaari junni la yu muy fay appartement am. je parle globalement. ñaari junni la yu muy fay appartement am. global te booy xool c'est ça la masse. participer ci ay waxam ndax mu nga jéem ba sama kër sa affaire la sa rubrique la mais am na ñoo xam ni tey waxuñu waxu immeuble. waxuñu waxu ay appartement. il parle juste benn néeg bu ñu loué. c'est ça bien sûr. ñooñu kon dañoo am seen réalité te je pense que ñooñu ñooy masse bi macha allah. dañ ci def émission spéciale ñoom Pape Cheikh borom immeuble bi. su loué sax loi bi nangu ko. su loué on sait macha allah. dinañ ci def émission spéciale. gën ko yaatal xam naa fan yi Baye Ndiaga Diop déjà yegsi na depuis sànq ñu ngi waaj tàmbali waxtaan bi ak moom Pape Djibril Fall itam fekk si nañu ci plateau bi mbégte la moom it ñu fas yéene àndandoo ak moom sénégalais yëpp a ngi xaar waaye yu mënul ñàkkit faaw mu am émission la dafa am yu ñu préparé comme chaque jeudi yooyu rek la ñu bëggoon teel a joxe ngeen barkelu ci ay sujets yu am solo yoo xam ne ni quand même ça peut toujours servir par exemple su fee ngi xaar te moom it beneen côté la nekkee fa lay toggee xëdd yi nga xamante ni moom la ñuy barkeloo ci quartier général bi waaye mënuñu waxtaanee Cheikh Ibra El Hadj Mbaye Garmi te duñ ci tudd ku mel ni Chérif Abdourahmane Fall Tilala. mënul ñàkk Baye Cheikh. boo ne ko masaan ne jàkk. sa xel dina dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baay bi Mouride. Pape nekk ak amoon Pastef. ak a maandu woon. ak a amoon taalibe. ak a doon noon baax. waaye ak a xamoon nag wareefu li nga xam ne nii moom la nag dëgg taalibe di sukk ci kanamu sëriñam di ko jëfloo muy jëf. kooku mooy Cheikh Abdourahmane Fall Tilala. Baye Cheikh. murid jëfe ndigal rek la. soo ko rombee rek wala nga wàcc nga yoon. Cheikh Abdourahmane Fall Tilala nag dafa nekkoon kenn koo xam ne kile su ma saanu sukk ci kanamu sëriñ maam Saaliw sunu sang bu tedd boobule ndigalam rek liy déglu. mu nekk nag koo xam ne kii bu yàggu rek la fi bawoo. waaye nag bàyyi fi nag njaboot gu baax. boo xam ne gii te sell. yiw lool. fa seen wajuroo tegoon tànkam. njaboot gi teg fa tànkam. kon ñu ndokkeel na xalifaam boobule yàlla na fi yàgg. gis naa bàyyi ngañ mbuub mi ngi koo jàppale waaye loolu moo war. ndax dëgg-dëgg dafa tarbiyu baayam te ku tarbiyu sa baay. war nañ la tarbiyu. kooku daal Baye Cheikh dëgg-dëgg Cheikh Abdourahmane Fall moom nga tudd. nit ku yiw la te baax Baye Cheikh. voilà xam naa nañ voilà nataal bi laa bëggoon mu ngoog di nit koo xamee ni tey Sénégal yëpp a ngi koy xalaat. ndaxte at bu jot bu ñu tollee ci weeru koor dafay màggal dajeb Cheikhul Khadim ak ki nga xam ne ni moo di Cheikh Ibra. te Baye Cheikh maa ngi lay wax ni. kàddu gi ma mujjee nangoo ci moom nuyoom ci yow. wallahi lazi sama waay jur billahi Amadou Baye Kare. mu ne ma ziyaar ma Baye Cheikh ne ko namm naa ko. moom Cheikh Abdourahmane Fall Tilala. fekk maa ngi fa ànd ak ñu mag ñoo xam ne ñu tubaarkàlla ñoom bagandoo yi laa fa àndal alaaji Lamine daan Jóob taf seen xayaar ñoom Mamadou Fall ñoom laa fa àndal ci bés bu mag ñu def ko ngontu maam Cheikh Ibra ma dajow bi ma waxtaanee moom maa jottale ay waxam bay génn mu ne Amadou Mbaye Gane ana Baye Cheikh mu ma ko kon moom xam naa ko la soppoon la. voilà xëy na Cheikh Ibra dafa xajul ci quartier général moo tax duñ ci boole bëggoon nañu jël ay borom xam-xam yu miin parcours am ñu bokk ci waaye liñ ci war def yëpp ak yéene yi xajul ci émission bi on a reçu tellement d'appels ku ne bëgg na participer waaye yéene yëpp àgg na xëj na mënuñu woo téléphone ku ne mënuñu reportage ci ku ne mënuñu invité ñëpp pour ñuy waxtaan ci yëpp ndax kii ñu jagleel guddi gi tey di Sidi Ibrahima waxaat ko xajul ci quartier général donc li ñuy def rek mooy def li tubaab tuddee ay
clin d'œil ci sunu sang yooyu la nga xam ne ni ku tudd Cheikh Ibra xel dem ci ñoom donc ñu ngi masawaat njabootu Chérif Abdourahmane Fall Tilala du nu lim ndax bu nu limee juum waaye njabootam yëpp ak ay taalibeem ñu ngi leen di ñaanal tey itam nekkoon bis boo xamee ni àddina yëpp ñu ngi doon fàttaliku ki xamee ni mooy Cheikh Béthio Thioune sangub Serigne Saliou boobule itam mënuñoo jeexal guddi gi te duñu ko fàttaliku di ndokkeel xalifaam di Serigne Saliou Thioune El Hadj. maa ngi lay wax ne bàyyi tàbbi nga ci koo xam ne kii mën nañ ko kennal de ci yoonu murit mooy ku tedd kii liggéey ku liggéey fayu te bari na jëf joo xam ne ji su ko nit dee jëf jooju moo koy jàllale te maam Cheikh Ibrahima Fall ci boppam nangoo naa ci gaa ñu baax ñi nee na daal lépp loo xam ne li jëf moo koy maye moom du ko ñaan yàlla wallaahi da koy jëf rek ba ndimbalu yàlla fekk ko ci kii nag noonu la meloon ku ne xam ne ni li mu jëf ci yoonu murit jëf ko ci askan wi jëf ko ci taalibe yi dootul xew ba ilaa yawmi diin wallaahi kon Baye Cheikh kooku jooy ko war na wallaahi war na ni mu daan sukke ci kanamu maam Saliou jox ko léppam ba kennal ko ba kenn googu tabbi ci moom tabbi ci njabootam dëgg-dëgg feeñ na tubaarkàlla ci ki nga xam ne kii moom la ñu bàyyi moom itam mi ngi koy roy de yàlla na yàgg yàlla na àggale ak jàmm allahumma amiin yàlla na àggale ak jàmm suñu soppe boobule xam na ne bàyyam bi kenn la woon de ci yoonu murit wallaahi ñëpp nangul ko waaye nag loolu nag nangu rek moo koy def jëf nangu mu ko jëf fayu Baye Cheikh yàlla lu mu la mën a may ak lépp lu mu la mën a leble day nekk ci nit koo xam ne kile ci jëfam joojule dëgg-dëgg moom mooy firndeel jëfam tubaarkal ci àddina te loolu nag moo dalal Cheikh Béthio moom it bu doon suñu sago daañu invité ab waxtaankat mu waxtaane parcours am mais xëj na temps moo ko dul maye waaye ñu ngi ziar tey ndokkeel kull koo xam ne rek da nga bokkoon ci njabootam ay soxnaam ay taalibeem ay doomam Serigne Saliou Thioune xalifaam ñu ngi koy ndokkeel bu baax léegi nag defe naa ñu jàll ci parti bu am solo muy parti boo xamee ni dañ ci waaj tàmbali li nga xam ne ni moo di waxtaan bi xanaa rek profité ci entre temps bu dee am na ñu nekk ci ligne bi ñu jël leen ñoom it jox leen ci ndimbal yi nga xam ne ni ñoo ngi koy séddale ndax loolee lu ngeen di taxerlu di xaar la ci quartier général bi occasion la itam ñu nuyu sunu waayjur bile nga xam ne ni moo ñu defal honneur laa ko tuddee ñëw passé guddi gi ak àddina passé ko ak sénégalais yi passé ko ak sénégalais yi nekk bitim réew passé ko ak kull koo xam ne rek da ngaa bokk ci umma islamique ngir ñu waxtaane koo xamee ni ma répété waat ko xajul ci émission xajul ci programme télé xajul ci quartier général kooku mooy Cheikh Ibra Baye Ndiaga dañuy nuyoog yow laata ca kanam ñuy tàmbali waxtaan wi danoo bég ba nga xamee ni lu ñu bëgg a wax dañu koy xeeb donc ñu ngi jéggalu en amont ci wax yi lu ñu def rek na ngeen ñu ko baal xër ak teel a daanu moo ñu dal ci jotaay bile waaye kontaan nañu lool ci nii nga ñu nangulee ñëw doon ganuk quartier général ngir ñu waxtaanee ki nga miin lool Baye Ndiaga ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di delloo ziar maa ngi nuyu àdduna bi yëpp. di nuyu jullit yëpp. di nuyu waa diaspora bi yëpp. di nuyu yoonu murit yëpp. di nuyu yoonu Baye Fall yëpp di nuyu ñi ci plateau bi ñëpp nag bàyyiwuma kenn yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di jëkke ci ziar bi ñun Baye Fall fu nu fekk Mbàkke moom la ñu jëkk nuyu di nuyu sëñ bi Mbàkke di ko nuyu bu baax ci turu Sëriñ Tuubaa di nuyu ki moom jotaay bi ndax buñ ne ki moom jotaay bi xel yi daa war a dem ci sëñ Mouhamadul Muntaqa jotaay bi jotaayama du jotaayu Cheikh Ibra ku dégg Cheikh Ibra te xam luy Cheikh Ibra di nga xam ne jotaay bi Cheikh Ibra moomu ko sëñ Muntaqa ko moom te nuyu gi ñu koy nuyu dañoo xam ne Cheikh Mouhamadul Muntaqa leen mën a waat mooy bëgg gi mu bëgg Cheikh Ibra buñ ko tegoon ci balance jël ñi bëgg Cheikh Ibra yépp teg leen ci balance bëggam wat ko te dama leen ci jox firnde waxuma waxi kii autoglorification wala jay waxuma loolu moom Cheikh Mamadou Muntaxa daa wax ne jël loxoom teg ci dënnam na Baay Fall bu dëggal bu ne moo ma gënal sama jëmm parce que loolu kenn wax ko moom Serigne Muntaxa moo ko wax te mi ngi circulé ci YouTube bi moom Serigne Muntaxa sëñ Muntaxa Mbàkke nee na Baay Fall bu dëggal bu ne moo ma gënal sama jëmm la wax Muntaxa
loolu ñëpp dégg nañ ko. mu dellu wax ne Cheikh Ibra nañ ko bàyyi ak jagleem. ñëpp dégg nañ ko. dellu wax ne lépp faal. ñëpp di ko dégg sëñ Muntaxa nee na lépp faal la. kon ay waxam laay wax sëñ Muntaxa moomam jotaay bi. kon lépp ci moom lay dellu. noo ngi ñaan yàlla yàggal ko fi. allahumma amin. yàggal fi ñiy liggéeyal yàlla ñëpp. allahumma amin. bu ko defee ñu nuyu Serigne Cheikh Jëmb Fall. mi nga xam ne mooy Cheikh Ibra tey. te waxoon naa bu yàgg ne Cheikh Ibra li àdduna di nar a def ba bis pinc wax na ko. te sénégalais yi umpale ko. ñi ni ci biiram xam nañ ne problème yi ngeen di wax ak ay coronavirus ak yooyu yëpp ba mu ca waxee boobu ñun ñii di wax juddooguñu. ba mu waxee bu ñëwee nu muy melit Cheikh Ibra waaye nag malheureusement Sénégal inventé ak déformé ak jugé la ñu gën a man dégg nga ñett yooyu te dinaa ci ñëw. dañuy inventé lu ñu xamul. dëgg la de. déformé jugé loo xam ne amuñu ci benn élément. wallaahi Baye Jaga. Cheikh Ibra bu ko nit ñi gëstu woon. coono yi ñu nekk yëpp duñ dal. kon maa ngi nuyu sëñ Cheikh Jëmb. mi nga xam ne bi may ñëw fii dama ko tàggu mu yónnee ma audio. ne ma maa ngi yow a ànd ci bis bi. maa ngi nuyu nit ñu am solo nitu qualité yi nga xam ne baatu qualité laa wax de. réew mi kenn yebu leen ci. te ñu bokk ci Cheikh Ibra Fall. te bokk ci Serigne Touba. ki ma ciy jëkke mooy sëñ Abo Baraka. mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Fallu. dama bëgg nit ñëpp xam kuy Cheikh Ibra. fa la bokk. waxuma xam pleinement loolu kenn mënu ko. ndax nee na raw naa bët raw xel. doom xel dong ngeen yor ak i bët. te bët duma gis xel duma xam waaye liñ mën a xam ci moom laay wax. sëñ Abo Baraka mii ngeen di gis. comme àdduna bépp a nga koy déglu dañ leen war a xamal ne soxna Bousso Fall moom sëñ Muudu Moustapha Fall moom Cheikh Ibra Fall mooy yaayam. kon kooku ku ko xool xam ne waroo yëpp Cheikh Ibra. maa ngi nuyu sëñ Fallu mu sëñ Murtada waaw soxna maam Sey Fall mooy dama juum foofu mooy way juru sëñ Abo sëñ Modou Moustapha Fall la ko jur. waaye maa ngi nuyu sëñ Fallum sëñ Murtada ku ne xam na ko ci sell ak baax. te soxna Bousso Fall mu sëñ Modou Moustapha Fall mooy ndeyam. maa ngi nuyu tamit Baye Ndaam Fall di tax ma di ko nuyu mooy sëñ Mortala Fall la ko jur. te soxna Mbène Fallu mu sëñ Fallu mooy ndeyam. maa ngi nuyu tamit qualité Cheikh Ibra rek laa bëgg a jëkk génne. ba ñu xam ne ku ko yëpp dangaa dajewul ak ay sëtam. waaye am na ci réew mi ñoo xam ne bis boo xamante ne bi taxawoon nañu bëgg a wane kuy Cheikh Ibra coow li dana bari. maa ngi nuyu waa kër sëñ Cheikh Issa Dieng di nuyu waa kër sëñ Naar Dieng li tax ma koy nuyu sëñ Naar Dieng sëñ Baari Dieng ko jur te yaay sooda faalum Cheikh Ibra mooy ndeyam te kenn yebbu ko ci yoonu murid Sénégal sax kenn yebbu fi sëñ Naar Dieng kenn dàqu ko jëf kenn gënu ko noo ngi nuyu waa kër sëñ Cheikh Astou Fall mu sëñ Basiiru doomi sëñ Basiiru la te doomi Cheikh Ibra soxna Astou Fall Mbaar lañ jël jox ko sëñ Basiiru mu am sëñ soxna Astou Fall maa ngi nuyu sëñ Xabbaan mu sëñ Fallu soxna Adama Fall ko jur Sërif Asana ko jur kon Cheikh Ibra du morom de déedéet ñooñu kenn gënu leen dégg nga te buñ ko toppee noonu dana yaatu. wallaahi ñoo xamante ni Cheikh Ibra maa ngi xam le ne moom moo ëpp sët yu mu bokk ak sëñ Touba ci àdduna
sët yoo xam ne da koo séq ak sëñ Touba juróom-ñaar téeméer wàññi naa ko ci. juróom-ñaar téeméer yu Cheikh Ibra bokk ak sëñ Touba nga xam ne dañ naan kii Cheikh Ibra maamam sëñ Touba maamam loolu Cheikh Ibra liggéey na ko ndax Cheikh Moustapha Mbacké di nuyu waa Daaru Xuddoos yëpp moom dañ koo jël jox ko soxna Jeefaal mu sëñ Modou Moustapha Fall Cheikh Moustapha Mbacké la mu am ci soxna Ndey Njaxat ma nekkoon Kaolack ñu jël sëñ Fall jox ko soxna Adama Fall mu jur sëñ Xabbaan kon defe naa ne buñ ko toppee noonu ay nit ñu am qualité ñu foor ñu bokk ci Cheikh Ibra ñoom ñoo moom waxtaan wi tey macha allah kon ñooñ ñëpp ñu ngi leen di nuyu soog a nag jàll ci kër Cheikh Ibra yi sëñ Amdi Khady Fall ak mi nga xam ne moo fi nekkal Serif Assane ñoo ngi koy nuyu bu baax Fall Ndiaga ku ko yëpp da nga koo xamul waaye jëf ak ne ci li nga war a ne ku yaakaar ne ëppale nga ko sëñ Amdi Khady xamoo li ngay wax te nag waxtaan wi may def nee naa leen baatu tubaab laa jëkk utiliser du auto glorification ñëwuñu fi pour glorifier Cheikh Ibra ñun tuuti niñ ci dëgg la de noo ngi nuyu tamit sëñ Fallum sëñ Abdou Sakkour Sakkour Fall di nuyu sëñ Cheikh Ngunda mu sëñ Ngundam Cheikh Ibra Ndam Fall waaw di nuyu sëñ Amdi Moodu Mbenda mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Moodu Mbenda ñoo ngi nuyu sëñ Taala moom sëñ Ablaye Fall Ndar ñoo ngi nuyu sëñ Bas Fall alxuraan di nuyu sëñ Fallu mu sëñ Moodu Aminta xam naa buñ ko toppee dana yaatu waaye ñoo ñëpp ñoo ngi leen di nuyu nag murit yëpp di nuyu Baye Fall yëpp di fas yéene nuyu waa kër gi ñi nga xam ne ñoo saytu lii samp ko ba àdduna bépp mën a jot ci li ñuy jot liggéey rek mooy jariña te defe naa ne mooy credo wu ñi samp lii liggéey te teg ko ci yoon te loolu Cheikh Ibra da ko jàngale bëgg naa nag bu demee ba ci kanam ñu dugg ci mboolem li nekk ci àdduna nit di ko jëfandikoo ni ko Cheikh Ibra jàngale jàngale na famille jàngale na ay doom Cheikh Ibra jàngale na àndandoo nuñ koy def jàngale na lépp nu bàyyi ko fi nag xalaat bu ne ñu jël ko moo tax ci échec rek la ñuy def wallaay wallaay te buñ ko càmbaree ci kanam tuuti di ngeen xam ne incha allah lu ñu war a wax na ko gis nga lii ñu wane ci écran bi médaille la boo xam ne administration française ñoo ko joxoon l'étoile noire président France moo ko décerné woon Cheikh Ibra 1910 kon nag buñ demee ba ci kanam lu bare danañ ko ci génne mu ngi aju ci laaj yi maa ngi gërëm sëñ Fall mi ndax man maa sàkk woon mu ñëw ci émission bi te tey laa ko mës a gis ndax dëggoom far ndekete ci Cheikh Ibra la bokk macha allah ma ne ko kon juumuma kon Pape Cheikh ñoo ngi lay sant di la gërëm jërëjëf Baye Ndiaga liñ lay gërëme noonu mooy defuñu ko pour jayaate liñ lay gërëme mooy woyof gi nga am jërëjëf ak muñ gi nga am nun sori nañu waaye lépp la ñu seetlu ak dal gi nga am ak dégg gi nga am ñoo ngi la ci sant bu baax nag jërëjëf Baye di la ci gërëm di la ñaanal mu jëm kanam amiin ndax loolu rek mooy maye dara amiin di sant ñi ni ci plateau bi ñëpp jigéen ñi ak góor ñi ak Mamadou Mbaye Garmeek mbokk yëpp di leen présenté nag ñi ma àndal muy ñoo xamante ni ñii koo ci gis jàng na université ba génn te Cheikh Ibra rek lay nooyee Cheikh Ibra Diagne mais ma àndal fi mu nekk nii jàng na ba am doctorat te moo nar a sikkar kat moom Cheikh Diagne mi mu ngi nii toog macha allah moo nar a sikkar si de te fa muy liggéeyee ku fa dem doo ko yëpp waaye boo gisee njañam lii da ngay defee ne
ko war a yeb la. boo gàttee xel mën nga koo xeeb ah. ma ni boo gàttee xel mën nga koo xeeb. waaw kay. te ku dugg ci biir di nga xam ne. kenn rawu ko. incroyable. te fa muy liggéey kilifa la fa. macha allah. te moo ñëw ngir sikar si. macha allah. Cheikh Fall Seck mi. génn na université. mi ngi nii toog. Abdou Mbaye mi jàng na université ba génn. macha allah. ñii ma àndal ñëpp. sëñ Joxaane mi moom mooy sama loxo ndeyjoor. macha allah. moom tailleur la bu mag. ci société bu mag. macha allah. waaw. kon maa ngi leen di nuyoo léegi ñii ñëpp. jërëjëf Baye Ndiaga di nuyu njaboot gi yëpp. di nuyu ñëpp. bisimilah macha allah. Baye Ndiaga dëkk Cap Vert waaye tey waxtaane wuñu Cap Vert. ki xajul ci quartier général la ñuy waxtaane li tax moo dëkk Cap Vert mooy borom fukki penc yeeg ñaar waaye ba tey waxtaane wu ñuy penc. ki ñuy waxtaane xajul ci quartier général. te loolee boobu ba tey maa ngi koy wax. ci nuyoo la ñu toll ba léegi ndax am na lu ma leen bëgg a wan ci ay publicité ak togg ak ñoom seen laataa ñuy xuus. ci waxtaan wi nuyu Pape Djibril Fall. Pape Djibril sama nuyoo ak yow li muy doon mooy lépp lu ñu jàngale ci école mbaa ci université ñu bàyyiloo ñu suñuy yëf ne looloo gën. Cheikh Fall jàngale na ko bu yàgg. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax di delloo nuyoo kilifa gi nga xamante ni moom la ñu fi am honneur comme ni nga ko waxee dalal tey di nuyu bu baax sëñ Mamour Mbacke suma xarit di nuyu sunu jigéen yi nekk ci plateau bi yëpp. di la sant bu baax ci jotaay bi di ci sant aussi kilifa gi nga xamante ni sàkku na ñu bokk ko ak moom di wax ne loolu soññee la ci ñun. tawfeex la tamit ci ñun ngir liggéey lu ñu mën di am ci kaw suuf liggéeyal sunu mag ñi dans leur globalité moo ñu ko gënal effectivement Cheikh Ibra moom rek doy na réponse ci problématique yi nga xamante ni yépp sunu monde moderne bi daf ñu ko posé tey nga xamante ni ci impasse la ñu toll dinañ si dellu si ci waxtaan bi muy idéologie muy diplomatie sëñ Ndiaga junj na ko léegi muy diplomatie muy idéologie muy loolu yëpp nga xamante ni dafay tax dund doomu aadama bi ñoŋ Cheikh Ibra daf ci am taxawaay yoo xamante ni dafa nekk une réponse par rapport à ça jamono bu nekk baax na ñu génne leen ñoom mag ñi waaye fii àdduna toll da cee gën a raw ndax tey on traverse une crise la crise n'est pas seulement le coronavirus elle est multiforme elle est multidimensionnelle léegi nan la ñuy def nag ñun ba du ñu dem tey ca Montesquieu ak ñoom Hugo gaa yooyu li ñu am fii ñu jëfandikoo ko je pense que loolu mooy défi bi loolu mooy challenge bi te tey jii nekk na jotaay boo xamante ni dinañ ci def gém kattan li ñu yàlla suturaale tamit dimbale ñu ci mooy on a quelqu'un qui a le profil de l'emploi te loolu yow lañ ciy félicité di la ci gërëm bu baax. macha allah jërëjëf Pape Djibril kon El Hadj mu ngoog ñu profité ci rek dem fekki Sophie fa mu ne bu ko defee mu am lu mu ñu defal ci bernde ñu doog a enchaîner ak publicité yi nag doog a tàmbali waxtaan wi Cheikh Diagne pare na pour sikaral ñu tey ci guddi gi El Hadj Sénégal yëpp bég te tàmbalee guñu. Sénégal yëpp bég na Sénégal yëpp kontaan na waaye Baye Cheikh balaa ngaa tàmbali dara. Ndiaga Diop moomu toog te nga tàbbi ci Cap-Vert te nga ne waxtaanuñu tey pescule du Cap-Vert dafa am turandoom bu mbaax bu yiw buñ naan Ndiagne Diop le député maire de Bambilor am na teraanga bu mu teg sama loxo dinaa ko teg ci loxoom. macha allah. ci kàttanu yàlla. nee na mi ngi ko def ndax sëñ Abo Mbacke mi nga xam ne ni maam Cheikh mooy maamam te muy kenn ci moom loolu nag bég naa ci la Amadou Mbaye gar mi di wax ne Alaaji Ndiaga ñi nga xam ne bisimilah kontaan nañu ci yow de wallaay Baye Ndiaga parce que xam naa ne waxtaan baax na mais bari na ñoo xam ne ñi bu ndee waxtaan seen bakkan la ñuy waxtaan dalu ko am na ñoo xam bu ndee waxtaan ci seen nafsu la ñu koy teg jàngalekat la dalu ko pédagogie dama ci waxtaan ak ku mag ku ñaan Paala Sam moom maam Cheikh rek la gëm mu ne Amadou Mbaye gar mi yéen a ngi mës ngeen am gan de gan yi ngeen am bari na de waaye yéen a ngi doog a am gan Alaaji Ndiaga Diop yéen a ngi doog a am gan kon daal Baye Cheikh boo tàbbee ci Sophie ba pare ñu dellu rek ci moom mu ngoog kon ñu jàll ci Sophie jëlaale leen en même temps ci téléphone yi ku dugg ñu jox ko ndimbalam doog tàbbi ci waxtaan weeg Baye Ndiaga mi nga xam ne ni mooy gan gi tey ñu fas yéene waxtaane Sidi Ibrahim ci quartier général